Càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. C'est sur ITV, ici et ailleurs, où que vous soyez, paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nga xam ne yéen a ngi seetaan seen émission càmbar ci diine di nuyu équipe technique bi jiital ci Massamba Mbuub ak jeunes yi ànd ak moom ci liggéey bi caméraman yi ak ñeneen ñi di nuyu sama ñaari invité yi di docteur Abdoulaye Diop ak imam Makhtar Ndiaye dinaa dellu si ci ñoom. kon seen émission càmbar ci diine bu tey bi 3 décembre 2020 mi ngi aju ci li ngeen gis ci écran bi ci affiche bi mooy santé sexuelle, un imam et un gynéco en parlent. kon mi ngi aju ci lépp loo xam ni mbiru sëy dinañ ko gën a faram-fàcce ak lu ci aju rawatina nag nan la war a tegoo ci anam boo xam ni benn lor du ci am mu tegu ci anam bu rafet, anam bu dal ak déggoo. sama ñaari invité yi dinañ ko gën a faram-fàccee moo tax ñu dolli ci santé sexuelle bañ a wax rek sexualité. Imam Makhtar Ndiaye da ciy bind di ci gëstu dana ci indi xam-xamu l'islam. Docteur Abdoulaye Diop gynéco la obstétricien dina ci ñëw gën ko faram-fàcce. su ko defee dañu teg benn màndarga boo xam ni miinu leen ko ci càmbar ci diine ñu def moins de 10 ans benn signalétique moins de 12 ans ndax liñ ci jublu mooy waxtaan bi comme thème bi mbiru sexualité la mën na am ay kàddu yoo xam ni ki amagul 12 ans du ko mën a dégg du ko mën a xàmmee loolu moo tax ñu bañ koo indil jafe-jafe moo tax ñu def limite 12 ans bu ko defee ñi suivre émission bi waajur yi ak mag ñi ñu xamee ko noonu bu fekkee ñu ngi toog di ko seetaan ñu seet nu ñuy organiser woo ba xale yi amagul 12 ans mën ko bañ a suivre ak ñoom loolu lañ jublu ci def signalétique boobu mandarga boobu. su ko defee kon niñ koy faral di defee ci càmbar ci diine dañuy ubbee waxtaan bi toujours benn message wala ñaari message ay kàddu sensibilisation bi njëkk tey ñu ngi ko jëmale toujours ci Covid 19 bi maanaam ci fagaru ak wàccoo ak les mesures barrières parce que gis ngeen ni fan yi feebar bi dafa mel ne mi ngi gën a law te semaines yi passé dellu woon na gannaaw kon nag nañ gën a fagaru ci respecter gestes barrières yi wax dëgg yàlla nekkul lu jafe sol masque yi loxo yi di set moytu jaxasoo ak laamisoo ak mbooloo yoo xam ni mën nga faa ñàkk a dem. ñaareelu sensibilisation bi mooy que ni thème bi ñuy waxtaanee kon mbiru santé sexuelle du ñàkk mu am ay kàddu yoo xam ni du yomb firi ci wolof waaye dinañ jéem a fexe ba waxtaanee ko man ak samay invité ba di ko mën a indi ci wolof ngeen mën ko comprendre lépp loo xam ni aussi nekk na kàddu goo xam ni du ñàkk mu am koo xam ni kàddu gi xaw na ko gêner li tubaab di wax ñu ngi ciy jéggalu déjà ci début émission bi waaye dinañ def suñ kéem kartan ngir mën a waxtaanee waxtaan bi ba mu leer te it duñ ci wax lenn loo xam ni mën na tax nit daal ne niñ ma ko waxee du noonu laa ko bëggee woon dégg. kon loolu lañ doon bëgg a ubbee waxtaan bi ñu jox suñu ñaari invités yi ma commencé ci docteur Abdoulaye Diop nga xam ni gynécologue la obstétricien la aussi yore clinique am clinique privée mais en même temps aussi blogueur la kon ku bëri la lu muy jëflante ak public bi ci wàllu Facebook Instagram ak yu ni mel kon ñu jox ko moom docteur Abdoulaye Diop mu nuyoo. Docteur maa ngi lay remercier ci sa teew ci émission càmbar ci diine ak thème bu am solo bi nga xam ni bokk nga ci réew mi ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàll boobu ñu koy faral di waxtaane kon yaakaar naa ni plateau bi am nga fi cër bu baax a baax.
imam ci invitation bi maa ngi lay remercier ci invitation bi di nuyu waale imam Ndiaye bi nekk en face c'est comme ni ñu waxee maa ngi leen di gërëm di leen sant ci honneur bi ngeen ma def ci invité ma ci plateau bi pour waxtaanee sujet bi nga xam ne ñun suñu xëy na suñu xam-xam màcc na ci loolu dafa nekk sujet boo xam ne nag comme ni nga ko waxee ci introduction bi du yomb trop waxtaanee léeg-léeg parce que xëy na ñun en tant que médecin amuñu jafe-jafe pour wax si mais xëy na peut-être ci au niveau des médias dinañ xool nan lañ mënee wax sans que ñu ñuy waxee bañ heurter sensibilité ñenn ñi tout en sachant tamit que il faut que tamit suñuy waxtaanee dëgg suñuy waxtaanee science il faut tamit ñu bañ ko lëmas trop parce que suñ ko lëmasee trop dina dem ba xëy na li ñu si doon wër duñ ko mën am donc dinañ jéem a xool nan la ñuy mënee waxtaanee santé sexuelle santé de la reproduction sexualité te bañ si heurter sensibilité kenn. tabaarkalla waaw comme ni ko docteur Ablaye Diop waxee noonu la ñun daal liñ ci jublu mooy waxtaanee ko parce que yëfu doomu aadama la kon soo ko waxtaanewul réer mën na cee am ak ay lor yu bëree bëri dana gën a feeñ xam naa ci biir li ñu nar a waxtaanee en même temps aussi am na ñoo xam ne ni ñu koy waxtaanee dafa mel ni day xaw a ñagas ba nit ñi duñ leen mën a déglu te booy waxtaan ak nit ñi li am solo mooy nit ki ñeme la toog di déglu ba mën cee jëlee njëriñ kon loolu moo tax incha allah dinañ éviter li ñuy wax tabu maanaam tabu la loo xam ni la dañ ko war a raay rek waruñ koo wax ñun danañ wax yëf yi parce que yëfu doomu aadama la jommul doomu aadama te yàlla moo bind lool ci doomu aadama Imam Makhtar Ndiaye dina gën a ñëw ci loolu beneen itam dinañ fexe ba waxee ko ci anam boo xam ni suñ kéem kartan boo amee ay rëcc itam ñu jéggal ñu ko rek te xam ni doomu aadama waxam du parfait voilà kon ma jox Imam Makhtar Ndiaye mu nuyoo. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Imam Kanté maa ngi lay nuyu di rafetlu wax dëgg yàlla invitation bi nga nu invité tey ci plateau bi ci sujet bu am solo muy wàllu santé de reproduction santé sexuelle sexualité wax dëgg yàlla noo ngi koy rafetlu lool audace bi nga am ba oser affronter thème bu nu mel ndax nit ñi bëgg nañ ci xam lu bëri. di sant tamit wax dëgg yàlla docteur Ablaye Diop maa ngi lay nuyu bu baax. di la sant di kontaan tam di bokk ak yow jotaay bi incha allah ndax seen xam-xam aussi màcc na ci wàll wi ci wàllu médecine ñun tamit wax dëgg yàlla ci wàllu diine tamit ci gëstu yu nu jot a am ci diine lañ ko teg bu ko defee nuy rafetlu lool jotaay bi nga xam ne tey seq nañ ko ci échange ak yéen incha allah jërëjëf. Imam Makhtar Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax di la sukkur bu baax ci sa teew ñu nit ñi xam nañ la yaa ngi présenté émission La Voix du Croyant RTS tous les jeudis. yaa ngi nekk tamit imam ratib ci mosquée Liberté 6 en face camp pénal nekk nga tam membre association des imams et oulémas du Sénégal société civile bi tam dañ lay soxla saa su ne ci activités yu bëri nga fay jouer rôle médiateur ak tamit di présenter en tout cas islam sur les questions de société kontaan naa trop ci bi nga rafetloo bi nga nangoo ñëw ci émission bi kon ñu dellu ci Massamba ci xarala bi ñëwaat dugg ci biir waxtaan bi alhamdulilah kon ñu tàmbali waxtaan bi ci docteur Abdoulaye Diop lay tàmbalee docteur Abdoulaye Diop li ma lay njëkk a laaj mooy déjà yow sa xam-xam ci lan la màcc xam nga dañuy wax ci français gynécologue nga gynécologie ak obstétricien nga léeg-léeg ñu xaw ko jaxase est-ce que mën nga ñu dikkaatal ci ñaari fànnu xam-xam yooyu mooy lan ndax nit ñi mën ko gën a dégg gën ko xam. waaw jërëjëf imam gynécologie obstétrique benn ñu tuddee spécialité ci médecine la mooy ñi nga xam ne médecins yi nga xam ne suñu demee ba pare seen médecine dañuy jàngaat pour seen xam-xam gën a màcc ci benn ci nit maanaam ñun gynécologue obstétricien suñu xam-xam dafa màcc ci mbirum jigéen maanaam gynécologue mooy médecin bi nga xam ne mooy toppatoo lépp luy mbirum jigéen su ëmbulee obstétricien mooy médecin bi nga xam ne mooy toppatoo lépp luy mbirum jigéen ci biir ëmb bi
wante nag Sénégal ñun ñëpp gynécologue yëpp ay obstétricien lañ parce que du ñu taxalikoo jigéen bu ëmbul ak jigéen bu ëmb donc ni ngay mën a toppatoo jigéen bu ëmb noonu ngay mën a toppatoo jigéen su nekkee ci biir grossesse ci biir ëmb bi loolu moo tax gynécologue obstétricien Sénégal ñi fi nekk gynécologue yëpp dañuy nekk gynécologue obstétricien am na yeneen dëkk yoo xam ne xëy na dañ koy diviser da ngay nekk gynécologue kese wala nga obstétricien kese mais ñun suñu jàng ni mu aajoo Sénégal gynécologue obstétricien ngay nekk en même temps maanaam da ngay toppatoo lépp lu aajoo ci santé jigéen ci su ëmbee ak su ëmbulee. d'accord lépp lu jëm ci jigéen dundinam ci wàllu sexualité wàllu wér-gu-yaramam ak wàllu lépp lu aju tam ci awraam ak bu ëmbee ak tam buy seq sëy ak jëkkëram yooyu yëpp daal ngeen di topp. waaw loolu yëpp lépp lu aju daal li nga xam ne mooy différence jigéen ak góor maanaam lépp lu ci awraam. ci sëyam. ci am doom. ci ëmb am jafe-jafe pour am dëmb. am yenn feebar yoo xam ne ci jigéen rek lay dal. mënul am ci góor am ñu cër yoo xam ne ci góor ci jigéen rek la am amul ci góor. ñun yooyu la ñuy toppatoo. aywa kon xam-xam bu yéeme la bu doy waar la parce que mbiru yàlla moom Imam Makhtar Ndiaye dafa doy waar parce que lu ci nekk rek xoolal jàng médecine ba pare. doom jàngi jiwaat encore pour xam cër yooyu lu ci nekk lan la te li wóor ba wóor fi mu nekk nii mi ngi kon ne jàngaat encore bis bu ne mu gisaat lu ko jaaxal ci li yàlla bind ci doomu aadama te loolu mooy jigéen bi waxuma la nag léegi tamit góor bi ak yeneen yu ñuy séq ñoom ñaar parce que déjà jigéen bi am na nu mu mel góor am na nu mu mel bu ñu séqante dara leneen feeñaat encore lu yéeme la de kon nag ñu ngi lay sant baax ci docteur ci loolu nga leeral léegi ñu dugg ci waxtaan bi ma lay laaj yow tey boo ñu doon defal li ñuy wax xamle définiral ñu lan mooy santé sexuelle yow nan nga ko déggee ak nan nga ko mën a faram-fàcceel. waaw santé sexuelle ñu koy tuddee tamit santé de la reproduction mooy lépp lu aaju ci mbirum sëy maanaam mbirum sëy diggante góor ak jigéen parce que mbirum sëy diggante góor ak jigéen du am na lu bëri lu ñu ci mën jublu li ci ëpp en général mbirum sëy ci diggante góor ak jigéen pour am doom la am doom santé de la reproduction mooy sëy bi nan nga mën a sëy pour am doom yan jafe-jafe nga si mën a am yan gàllankoor nga si mën a am yan feebar moo si mën a dab sëy bi naka lay demee léeg-léeg tamit sëy boobu noonu mën nga si jublu leen lu dul am doom parce que yàlla dafa def doomu aadama contrairement ak mala yi ni ñu mel may na doomu aadama pour que moom mën na sëy sans jublu si am doom alors que loolu am mala yi ñoom en général suñuy sëyee suñu amee envie sëy dafa nekk phase boo xam ne ñoom pour am doom la alors que yàlla dafa ñu def ci ñun tuddoo ci doomu aadama nga mën sëy que mu nekk góor wala jigéen te si ànd adam boo xam ne jubluwoo si am doom mais bànneex nga si ut donc bànneex boobu nag la ñuy tuddee sexualité maanaam bànneex bi nga mën a jëlee ci mbirum sëy tabaarakallah te comme ni nga ko waxee tamit kon li ko lëkkale ak santé boobu wax nga ko mooy que ni kon mbirum sëy boobu am na nu muy tëddee mën na jekk jaar yoon may nit ki bànneex mu dal féex comme it mën na tëddee anam boo xam ni ay lor mën na cee am. exactement xam nga su ñuy définir santé du rek ñàkk feebar. santé benn situation la boo xam ne non seulement da ngay ñàkk feebar mais da ngay am dal am xel bu dal am yëg sa bopp am toppatoo sa bopp boo xam ne di nga mën a am afia bi nga bëgg si sa àdduna donc loolu mooy santé léegi su ñu jëlee santé de la reproduction nag mooy lépp li nga xam ne xëy na ci mbirum sëy la aaju mais tamit mu am dem ci anam bi mu war a demee cër yi naka la mën demee nan la cëru ku góor bi ak cëru ku jigéen bi mën a lëkkaloo pour mën sëy cër boobu noonu yan jafe-jafe nga si mën a am ku góor ki ban jafe-jafe la mën a am ci sëy jabaram wala jigéen ban jafe-jafe la mën a am ci sëy boobu noonu yan feebar moo si mën a génn at ban bànneex moo si mën a am at bànneex boobu noonu ndax am na ñoo xam ne mën nañ sëy duñu am bànneex am na ñoo xam dañuy sëy diñ si am bànneex loolu yëpp ci santé de la reproduction santé de la reproduction dina dem ba ci tamit am doom parce que comme ni ñu ko waxee sànq sëy du rek pour bànneex premier fonction wu reproduction sëy reproduction la maanaam pour doom sosu si te doom boobu sosu si ñëpp xam nañ ne que léeg-léeg mën nga am ay jafe-jafe pour am doom wala nga ëmb bi yàqu wala nga ëmb dem ba ci biir am ay gàllankoor wala ëmb bi nga ëmb mu nekk au lieu mu nekk benn mu nekk ay ëmb seex wala ëmb ñett loolu yëpp ci biir santé de la reproduction la boobu santé de la reproduction boobu tamit yemul tamit
ci mbirum sëy diggante jëkkër ak jabar kese parce que centre de répression boobu ñu dañ ko gën a yaatal boole ci sëy même su nekkee sax yéen ñaar nekku leen di jëkkër ak jabar parce que dafa nekk leen loo xam ne foog ñu nangu ko du rek jëkkër ak jabar ñooy sëy am na ñoo xam ne xëy na sëy boobu ci mbirum diine xëy na yéen si gën a sore ki daganul ci ñoom n'empêche que ñu ngi koy def quand même mais ñun en tant que médecin considération boobu noonu dañ koy dépassé toppatoo waale loolu parce que dafa nekk population boo xam ne ci la bokk et donc centre de la reproduction boobu noonu dafay toppatoo tamit jeunes yi lu ñuy wax centre de la reproduction au niveau des jeunes xëy na suñu gënee xuus si waxtaan si neen si dellu si tabaarkalla maa ngi jàpp daal ci li nga wax tomb yu am solo rawatina li nga wane ni kon sëy boobu am na nu muy tëddee noonu lay nekkee lu am solo ci ñaar ñi ko séq mu am dal am bànneex am aafiya terme bi nga utilisé d'ailleurs ak yu ni mel am na neneen nu muy tëddee nag mën na indi ay lor ak ay jafe-jafe xam nga kon loolu day fekk si li ma wax sànq ci ubbi waxtaan bi wane ni kon lu jar a waxtaane la parce que loolu soo ko xamul lor yi ci mën a am ak soo xamul nuñ ko war a defee mën na indi ay jafe-jafe yu bare bari ci yow sa bopp ku góor ki ci ko jigéen ki ak yeneen yoo xam ne mën na ci feeñ waa jàpp naa tam tomb bi nga wax c'est vrai que plateau bi suñuy wax approche islam daf fi am doole lool parce que càmbar ci diine islam mais terewul ñun fii tam ci plateau bi nangu nañu keneen koo xam ne leneen ngay jëf ak leneen nga gëm dañ lay respecter loolu en même temps aussi ki nga xam ne daf fi toog di wax ci wàllu l'islam moom tam mu indi approche islam ko defee jullit bi nga xam ne dafa war a tënku ci loolu moom mu xam fu muy teg tànkam Imam Makhtar Ndiaye gis nga définition bi docteur Abdoulaye Diop joxe donc ci wàllu santé de la sexualité santé sexuelle ak la reproduction ak faram-fàcce yi mu ci indi léegi kon yow damay ñëw ak yow ci laaj bi est-ce que kon mbiru sexualité mbiru reproduction ak mbiru santé bi mu lëkkaloo est-ce que loolu loo xam ne la ci l'islam dañ ko seexlu waruñ cee wax nañ bàyyi nit ñi rek ñu seet nuñ koy lijjantee parce que kersa daf cee aju loo xam ni la alquran waxu ci dara wala suñu yenn saa salaam waxu ci wala est-ce que aada yi moo not doomu aadama yi bañ jàpp ne li ñuy wax tabu bu ci kenn wax wala lan moo ci jàngale l'islam dëgg-dëgg est-ce que loolu war nañ ko waxtaanee est-ce que loolu dafa bokk ci dund doomu aadama est-ce que loolu diine traité na ko en tout cas l'islam en particulier alhamdulilah di rafetlu question bi wàllu santé de reproduction je dirais même wàllu sexualité ci boppam dafa am place boo xam ne bu am importance la ci l'islam d'ailleurs l'islam évoqué na ko ci yu bëri ci ayatul alquran yu bëri indi na wàllu sexualité ci façon anam yu wuute ci benn cas rek la benn aaya rek ci aaya yu bëri sax benn laa ci cité fi yàlla di wax ni yonent bi alayhi salaam daan leen laaj ci wàllu mbërëg yasalunaka anil mahid ci wàllu règle menstruelle mu ni ko ci wàllu mbaax waaw yasalunaka anil mahid ci gis mbaax mu ne ko daan la laaj ci wàllu mbaax yasalunaka anil mahid mu ni ko qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna ba aaya ba jeex mu ni ko daan la laaj ci wàllu mbaax buñ la ci laajee ni leen mbaax moomu jigéen ñi di gis par mois mensuellement sobe la soo xam ne bu dalee ndaw si yow jëkkër na nga beddi ndaw si bul am ak moom rapport sexuel jamono boobu ba ta mu setee ba sangu bu setee ba sangu nag amal ak moom rapport faatuhunna min haythu amarakumullah na nga am ak moom rapport fa yàlla santaane te mooy au niveau du vagin et non à travers l'anus kon loolu junj la rek ci wane ni kon sexualité dafa am solo lool ci diine l'islam daf ko bàyyi xel. tënk foofu parce que da nga utiliser foofu terme français. kon dafa jigéen bi bu setee ci mbaax ci mbërëg. ba sangu. alquran ne boobaa dagan na. faatuhunna min haythu amarakumullah fi ko yàlla santaane. mooy fi kanamam. d'accord ci kanamam moytu ci ginnaaw gi. kanamam mooy fu muy juree doom. d'accord bu ko defee foofu nga am droit ànd ak moom. waaye amuloo droit di ànd ak moom ci ginnaaw gi muy dubur li arab di wax dubur mooy ginnaawam fi muy demee wanag. waaw fi muy tuuree ceeb foofu lu
araam la incha allah daan ci ñëw ci kanam moo tax yàlla gis nga foofu dafa définir clairement ci aaya boobu rek lu bëri ci wàllu sexualité. waaw imaam pour wane ni sexualité dafa am solo ci islam daf ko traité ci lu bëri tey jii boo duggee ci téere fiq yi tey dina am ay mbir yoo xam ne sax daan koy wax mais publiquement du neex di wax di nettali. ndax li mu xawee nekk lu seexlu pas seexlu mais lu naqadi jotal public bi moo tax yooyu dafa demoon ba mel na tey sujet tabou la ci suñu société te tey dañ toll ci jamono boo xam ne gis naa ni wax dëgg yàlla tey avec les nouvelles technologies tey sexualité bi waratul nekk sujet tabou tey dañ ko war a waxtaane goo xam ne buñ ko waxtaanee njëriñ moo ciy judd ndax dina dimbale askan wi ba lu ci bëri xëy na tey ci pratiques sexuelles yi nit ñaa ngi koy def même au sein des couples noo ngi koy def te fekk ni xëy na ñàkk leen leeral musiba yi nekk moo tax xamuñu ko parce que sujet la boo xam ne kenn du ko laal d'ailleurs xale yi nga jur say propre doom wayjur doo gis mukk wayjur woo xam ne dina wax ak ay doomam ci côté boobu ci wàllu éducation sexuelle leen ko jàngal xale bi lu ci ëpp tey lu mu ciy xam ci wàllu sexualité mi ngi koy xamee soit ci ay xaritam lay dem na koy waxtaane wala mu gisee ko ci réseaux sociaux yi te dafa nekkoon lu jaadu nag wayjur bi di waxtaane lu nu mel ak jabootam parce que yonent bi alayhi salaam pour wan la ni sexualité dafa am solo lool ci diine l'islam ci benn xadis rek bu nu miin lool yonent bi alayhi salaam gis nga mu ni muru awlaadakum bi salaa wa hum abnaa 7 sinin wadribuhum alayha wa hum abnaa 10 wa farriqu baynahum fil madaaji xadis bi dafay wax mu ni seen doom yi bu nu amee 7 ans commencé leen digal julli di leen digal nuy julli bu nu amee 10 ans lank ni duñ julli wala di ko négliger na la jaral yow wayjur wi nga jël karwaas xupp leen pour nu bàyyi xel ci julli googu mais ci 10 ans boobu ba tey nee na wa fariqu baynahum fil madaaji bu fekkee ay góor lañu ak jigéen teqale leen bu nu bokkati néeg bu nu bokkati lal kon kooku am na lu bëri kon lu muy junj ci wàllu sexualité donc pour wane ni dafa nekk sujet boo xam ni bu islam bàyyi xel la ndax sexualité ci l'islam dafa yaatu bu nu ko waxee d'abord mooy lépp loo xam ne dafa màcc jëm ci wàllu awra jëm ci wàllu rapport sexuel jëm ci wàllu même problème mu érection muy nit ki ni muy éjaculation yeeg yooyu yëpp ni muy cëram ni mu war a tàlleekoo ni mu war a na ci yoon waaw li ñu koy wax ci wolof nu ni war a jóge ci moom tuuru ci moom mën a yóbbu ci wàllu mën a yóbbeeg ba ci même pratique sexuelle yooyu yi nga xam ne léeg-léeg islam daf koy bàyyi xel muy wàllu nit ki di fooye boppam ba yëg boppam wala sax ci wàllu ngóoraam ndax kanamam dina tukkal wala déet ndax mooy turu wolof bi sax bi ñuy jàng ci fiqh mooy tukkal muy en état d'érection wala yenn pratiques yi comme li ma wax sànq muy wàllu sodomie xam ne dikke sa jabar ci ginnaaw yooyu yëpp islam daf ci addu boo wanee li kon sexualité ci boppam wax dëgg yàlla islam daf ko jàngale de A à Z bàyyiwu ci lenn incha allah. mais kon kay Imam Makhtar kon parce que yow li nga wax nii te dama la joxul temps parce que dañuy ñëw ci tomb yooyu benn par benn pour nga gën a développer moo tax mais au moins li attiré sama attention ak tam xam naa ñiy suivre émission bi mooy que déjà kon sujet bi dafa fees dell ci biir littérature islam. daf ci fees dell dafa fees dell. waaw mais ñu ñeekadul ñamee laal nag. waaw songu di ko wax. te loolu kon lan moo ko indi maanaam xanaa aada nit ñi wala ignorance moo tax ñu jàpp ne sujet boobu. waruñ cee wax parce que nit ñi dañu jàpp ne sobe la lu ñu war a seexlu la. da ngay gis ni même sax ci téere ci daara fiq yi. sëriñ bi lay jàngal léeg-léeg. waaw léeg-léeg di nga gis ni dina jàng téere fiq ba téere ba jeex. ñun par exemple bi nekkee Saint-Louis di jàng. da nga daan pare ak sëriñ bi parce que am na kàddu yoo xam ne du neex a wax dafay junj rek bàyyi. waaw par exemple tey ku nu naan demal ginnaawu kër. waaw xam nga loolu day laaj nga jëli. par exemple dem sell naan dem ginnaawu kër. waaw awra. te awra boobu sax noo ko jëlee ci arabe moo arabe la. awra muy partie intime yi. waaw tukkal li ma la wax léegi même ci góor dañuy wax sakkara. wala zakara pour bañ a wax zakara parce que zakara boobu noo ko jëlee ci le nom masculin mooy zakara. voilà luy góoral la mooy mu annat voilà waaw. parce que noo ngi moo wolof bi dëgg pëy la ñuy wax pëy. pëy voilà pëyam. waaw pëyam donc dafay nekk terme yoo xam ne du yow di nga jàng ba noppi parce que sëriñ bi aussi du am
tabou bi dina dox seen diggante ba du mën aller directement ci lim lay wax. bu ko defee yow boo daan jàng ba noppi da ngay dem sa magu daara wala koo xam yéen a bokk génération nga ne ko waa lii mooy lan lu mu ci bëgg nga def kooku moom comme yéen a bokk génération na la expliquer exactement ne lii mooy lii pour wane ne dafa mos a nekk sujet tabou ba ñi koy jàngale oustaz yeeg yëpp en général duñ ci sóor moo tax fii gisoo léeg-léeg ñu bëri ñuy waxtaani si wàllu sexualité. moo tax kon yow mu mel ne kon lu bees sax ci yow ndax nit ñi duñ ko wax duñ ko laal. te lu am solo la nag lu jar a leeral la nag. ah tabarakallah kon mi ngi noonu kon daal sujet la boo xam ni tomb la boo xam ni l'islam daf ko traité kon su fekkee dem na ba am ay jafe-jafe nit ñi réere ko walla am ci kersa kon loolu mën nga wax ci nit ñi la société bu nekk xëy na moo tëddee noonu. xëy na boo demee Indonésie wala Égypte wala feneen xëy na ñoom seeni ulema mën na am ñoom dañ koy jàngale façon bu leer nga ñëw xëy na Sénégal ñoom ñu mbëmbëstal ko kon loolu xëy na ci aada yi ak société la mais kon nañu seetal deru l'islam ci ne du islam traité wul sujet bi kon foog naa leer na ko te foog naa dina gën a feeñ sax ci biir waxtaan bi tomb par tomb lu nekk da nga ñu ci indil li ci islam wax ma dellu siwaat encore kon ci docteur Ablaye Diop mais docteur gis nga boo dégloo imam Makhtar Ndiaye gis nga déjà yooyu mu wax même sëriñu daara bi ak xale bi am na fu mu yem ak moom parce que xëy na dafa jàpp ne xale la xëy na dafa jàpp ne am na kàddu goo xam ni du ko mën a dégg wala du ko attan mais loolu tamit day tax xale boobu am na xëy na yu mu bëgg a xam te du ko bëgg a laaj moom it ndax kersa te it est-ce que bu demee ci ay waajuram danañ ko wax parce que dina am kersa tamit sa digganteem ak ay waajur tam ak seeni doom ak tamit ay moroomam yi nekk ci daara bi wala école ak tam léegi réseaux sociaux yi est-ce que bàyyi ay xale ñuy waxante yooyu te amuñu xam-xam beeg yooyu est-ce que loolu yëpp wóor na kon loolu daf may indil question wu kon importance éducation sexuelle mooy tey kon lépp lu jëm ci éducation sexuelle lu jëm ci wàllu sëy wàllu awra wàllu cëru ku góor ki cëru ku jigéen ki ak li ci aju yëpp loolu tey su ma la laajoon est-ce que am na solo bu tax ñu war cee taxaw seetlu jàngale ko ak tam ci ban anam nañ ko war a defee. waaw jërëjëf imam effectivement comme ni ko imam Ndiaye waxee léegi nii di ñun suñu bopp dañuy gis ne que am na jafe-jafe yu am pour que nit yi aborder sujet boobu maanaam wax ci mbirum sëy boobu noonu mbirum sang de la reproduction. parce que comme ni ñu ko waxee sànq déjà tur yi ñuy utiliser vocabulaire maanaam terme yi ñuy utiliser pour mën ko wax ko dañ ci suñu aada ak suñu diine def sutura def sang ci sutura boo xam ne dina jafee wax. surtout que ci seetlu nga ci français sax lañ koy gën a nangoo déglu. voilà ci wolof exactement boo ko waxee ci français sax voilà. mooy tane parce que ci wolof. léeg-léeg malheureusement mbirum cër yooyu dañ koy utiliser surtout suñuy wax ju ñaaw. sooy wax ju ñaaw ci nga koy boole. loolu moo tax dañ dem ba dañ ko méngaloo ak wax ju ñaaw. alors que du wax bu ñaaw. donc jafe-jafe yooyu ñu ngeen di am léeg-léeg pour message bi ñun suñu bopp léeg-léeg dinañ am ay parents yu ñëw ci ñoom am jafe-jafe boobu. parce que dañuy wax parents yi pour que seen doom su xasee ba am à partir de 10 ans par exemple war nga commencer di aborder sujet bi. surtout mbirum gis faute ci jigéen bi. war nga ko expliquer comme cas sa yaram bi nga commencer changer. di nga gis ay changements yu bees. di nga gis lenn luy sax ci sa yaram. di nga gis ay ween yuy génn. di nga commencer et que su demee ba sore di nga gis ay karaw yu commencer di génn. di nga dem ba ci biir di nga gis ne que di nga am deret booy gis chaque weer. donc il faut nga expliquer ko. et que loolu noonu. léeg-léeg nga gént am lu génn ci yow. léeg-léeg nga génn am ci voilà ça dana surtout ko góor gi voilà. le rêve mouillé. le rêve mouillé exactement et il faut nga wax ko pour mu préparer ko. pour mu mën ko bett. parce que loolu bett mën la te su ko bettee xale bu jigéen bi jékki-jékki di dem école commencer gis deret dafay tiit day paniquer. nga baal ma docteur mais am naa ci benn anecdote am na koo xam ne man dañ ma ko nettiloon xale bu jigéen bi dafa doon sangu rek loolu bettu ko dafa daw génn effectivement dañ ko dàq ji dafa génn noonu yaramu nen man bi ma déggee loolu dama ne dañ koo sàggane parce que suñ ko préparé woon terme préparation boobu c'est important suñu teeloon waxtaan ak moom dana xam ne loolu war na mën a ñëw parce que bu xasee ba am 8 ans 9 ans 10 ans suñ ko waxee dina xam ne kii mais dafa génn daw exactement kon voilà loolu lu bëri lañ koy faral di gis lu bëri et que ñun dañuy junj parents yi pour que ñu commencer di aborder sujet bi mais malheureusement parents yi léeg-léeg dañuy am kersa pour wax yenn termes yi benn te surtout dañuy jaxase anatomie boobu nga war a expliquer maanaam cëri ni mu mel ak cëri ni muy doxee physiologie bi ak mbirum am doom
et que am na parents yu bëri dañu jàpp ne que soo waxee si sa doom mbiru affaire sëy mbiru affaire gis mbaax wala mu ngi mën a am doom rek ça veut dire que yaa ngi koy pousse ci loolu. yaa ngi koy xiirtal ci mu waaw dem. alors que du loolu. au contraire da nga ko war a jox information yoo xam ne pour mu préparer ko parce que de toute façon soo ko waxulee tamit comme ni nga ko waxee. dina jël information ci biti. fu mu nekk nii monde communication. développé na benn développé boo xam ne information boo bëgg a am. mën nga ko am. ci kaw nag nga am information bu baax bi parce que finalement soo ko joxulee xale bi information bu baax ci moom ba pare mën ko jox ci yenn conseils accompagner ko si malheureusement dina jël information bi feneen ci benn xaritam ci réseaux sociaux yi et que finalement nag mën nañ ko détourner présenter ko su beneen angle boo xam ne xëy na yow du bu angle boobu nga bëggoon mu gisee mbir bi donc éducation sexuelle boobu noonu responsabilité parent bi la pour mu waxtaan ak doomam ko mu nekk doom bu jigéen ko mu nekk doom bu góor ci mbirum puberté à partir de suñu nekkee waxambaane responsabilité parent bi loolu ça c'est la première responsabilité beneen responsabilité xëy na mooy am na yoo xam ne mën na ko jàngee école wala mën na ko jàngee lycée wala yu mel noonu livre et cetera sinon am na parents yu bëri yoo xam ne dañuy indi seen doom consultation juste pour ñu expliquer leen que gis sama doom dafa commencé gis mbaax dama bëggoon nga expliquer ko lan mooy mbaax lan mooy pathologie bi parce que léegi ci loolu tamit changement yooyu noonu puberté boobu noonu yi am ci ko góor ki wala ko ci am jigéen ki bu muy door mën na door at ay problème et que su nekkee yow gëstuwuloo ko xool ndax lii normal na wala normalul maanaam commencé gis gis faute sa faute bi di metti ñëpp jàpp nañ nekk lu normal la fekk du lu normal gis faute sa biir di metti normalul te léeg-léeg dafa am ay feebar yu ñuy lal ci ginnaaw yoo xam ne soo ko gëstuwul mën nga dem ba ci biir sa mbirum am doom sax mën na am ay jafe-jafe et donc su nekkoon teel nga si jóg xëy na mënul indi ay gàllankoor donc loolu effectivement sujet la boo xam ne neexul a aborder aussi bien ci mbirum islam que médecine et cetera. Tabarkallah Imam Makhtar Ndiaye. waaw docteur wax rek laay rejoindre. parce que éducation sexuelle boobu dafa am solo. te wayjur la war. donc wayjur wi am na benn instant boo xam ne rawatina islam dafa naan xale bi bu tolloo ci puberté rek. bu xasee ba baalir. nekk ko majeur rek. commencé nekk mu kàllaf. foofu parent bi war na di wax ak moom te fii malheureusement dañu gis ni parents yi ci domaine boobu duñ ci wax ak lenn seen njaboot te muy nekk erreur bu doy waar nag bu mag sax njuumte gu rëy parce que islam li muy wax mooy sa doom bu jigéen bu xasee ba toll ci gis mbaax na nga ko woo ci roq rawatina yaayam woo ko di ko wax comme li nga wax léegi jànk lan li ngay gis lan la boo ko gisee nii ngay doxale nangam au-delà de loolu sax commencé yëgal ko ni jigéen nga lii nga wax comporté woo niiw nga wax comporté woo bañ si nëbbu dara mais malheureusement fii tabu la ni ko de toute façon seq ak góor ak jigéen sax àggal ba foofu moytu ko ba ngay dugg ci néegu sëy commencé def ci boppam lu mel noonu di waxtaan ak moom parce que message yu yaay ci doom bu jigéen dafa am solo lan la sa yaay di wax loolu da nga koy jàpp comme téere alquran comme bible da nga koy gëm moo tax loolu am solo waajur yi war a nekk ci nopp doomam bu jigéen liggéeyal ko loolu de même côté tam góor gi papa ji war na gis xale bu góor bi di ko wax ni ko tamit yaa ngi toll ci âge puberté gis ay transformation da ngay tëdd di gént rêve mouillé gént gis li ngay gis ndox moomu di génn xam ne yow baaxoo ko woon gis yow saw nga daan gis baal na ci kàddu gi mooy tuur ndox nga daan gis tey nag xëy nga suba tëdd gént gis lu weex sperme génn ci yow muy maniyu ni ko nag dootoo xale mag nga léegi commencé di ko orienté donc orientation boobu dafa war a teel nu teel ki préparé xale bi ba nga xam ni xale bi mbir yooyu du ko bett mais malheureusement dañuy gis ni tey sunu société bi loolu duñ ci waxtaan ak lenn xale yi tey xale yi lu ñu xam ci wàllu sexualité ci wàllu santé de sexuelle noo ko xamee ci réseaux sociaux yi te malheureusement nag bu ñu demee ci réseaux sociaux yi docteur au lieu te parce que xale rek la au lieu mu jël les facettes positives yi nga xam ne wax dëgg yàlla moo ko mën a jëriñ mais li ci ëpp nag tentation bi daf leen di yóbbu ñuy jël nag les facettes yi nga xam ne wax dëgg yàlla yu négative lañu yi nga xam ne musiba leen di jural te tey loolu moo dem tey ba tey jur tey li nga xam ne ngi koy gis léeg-léeg ci société bi tey dañuy gis tey xale boo xam ne tey dem ci réseaux sociaux yi tey la mu fay jàngat xëy na mooy les pratiques yi nga xam ne peut-être bannies par l'islam loolu la fay xam wàllu tey li ma doon wax sànq muy sëy boo xam ne dañ ko jaaral ci yoon parce que sëy bi ci boppam rapport sexuel bi ci l'islam il faut moo nga koy leeral nit ñi dafa am ay règles may nañ la sa jabar la sa jëkkër la daganante leen mais au sein même li ngeen di seq ci biir néeg bi dafa am ay règles yu islam teg règles yooyu fokk nu respecté ko léegi malheureusement bu xale bi demee ci réseaux sociaux yi kooku daf fay jàng yi gën a doy waar si wàllu position yoo xam ne islam bëgg ko
ci wàllu pratique yoo xam ne islam gërëmu ko donc loolu mooy inconvénient bi moo tax parent bi dafa war a fexe di waxtaan ak njabootam loolu moom tabu boobu fokk mu dañ parce que bu dañul rek ñun parents yi nooy am jafe-jafe. ah voilà imam Makhtar foog naa loolu c'est très clair foog naa am na solo que parents yi yaakaar naa buñ leen di gën a wax ni wareef la ah ñu bañ a jàpp ne neex def neex bàyyi. foog naa loolu moo indi problème il faut li voilà docteur wax parents yu bëri dañ jàpp ne question boobu buñ ci jàppee seen njàmbur diine daanul leen alors que charia daan na leen parce que ni mu leen santé ñu jàngal seen doom julli woor tàqale leen pour éviter nangam noonu la leen santé tam ñu xamal leen mbiru lu jëm ci sëy ak sexualité kon il faut que ñu gën a waxanteeg parents yi que même ñun su xutba yeeg yëpp noonu que parents yi ñu xam ne sujet boobu bu ñu bàyyee xale yi ak seen bopp kon tooñ nañ leen fenn ah seen àq la ñu xamal leen que affaire sexualité amu ci dara lu seexlu wala lu kii yàlla moo bind loolu li ngay yëg ni yàlla yow en tant que jigéen yàlla moo la bindee nii yow en tant que góor yàlla moo la bindee nii loolu moo tax lii te loolu wax dëgg yàlla parents yi kon il faut ñu xam ne loolu seen devoir la su ko defee boo jëlaalee question boobu parents yi su fekkee def nañu seen devoir dañu war a waxtaan ak seen i doom ci wàll boobu aussi Imam Makhtar est-ce que éducation sexuelle boobu xam nga mën nga ko am ci parents yi donte Sénégal sax sàggane nañ ko lool mën nga ko am tamit ci spécialiste bi comme gynéco bi et cetera est-ce que tamit école li tax ma indiwaale question boobu xam nga temps yi amoon na ay débat yoo xam ni am na ñuy wax ne éducation sexuelle dañ ko war a introduire à l'école am ñuy wax ne non dañuy yàq xale yi am ñu ne diggu doomu nañ ko dugal à l'école mais ban âge ak tam contenu bi lan moo ci nekk léegi yéen en tant que imam question boobu par exemple yow en tant que imam question boobu ñun bi ñu koy traité wax dëgg yàlla dañ ci dañu d'accord ni nañ koy jàngale ci école yi parce que da ngaan ko xale bi bu daan tollu ay 4e wala 3e di def science naturelle comme ni ñu koy wax léegi SVT ci wàllu biologie éducation à la vie familiale dañ koy commencé jàngal wàllu santé de reproduction wàllu éjaculation wàllu rapport sexuel yi wàllu appareil génital bu góor bu jigéen cëru góor cëru jigéen xale bi daf koy commencé jàng mais souvent dañuy gis ni peut-être tey xëy na xale bi du tollagum âge am ak li ñu koy jàngal xëy na souvent day am tuuti décalage ba nga xam ni dina ko jàng mais du ci bàyyi xel xëy na dina dem ba benn âge après su koy rendre compte ca la mu jàngoon moo tax ma wax la ni parent bi moom dafa war a toujours constamment nekk ci xale bi di ko éducation la boo xam ne bu permanente boo ko bàyyi di ko kii di ko accompagner parce que parents yi bu ñu defee seen rôle école def rôle am dëgg la école ba jàngal na ko loolu parent bi itam delluwaat comme mooy nekk ak toujours xale bi constamment di ko di wax di jubbanti di orienter di defar loolu moo ci am solo parce que parents yi bu ko bàyyee rek day indi musiba parce que le problème mooy gis nga dafa gën a weesu foofu sax gis nga sa doom ci wàllu éducation sexuelle da nga war a fexe di ko rawat na ci jamono bi nu nekk dafa nekk jamono boo xam ne bu doy waar te appareil yiy këfee dafa bëri fexe yow ci kër gi jéem ko xamal le maximum possible ci wàllu éducation sexuelle parce que alquran ni mu ko rëddee rek parce que l'islam aussi dafa définir vraiment sexualité ci ay orientation yu leer day gis yàlla gis nga aaya alquran yi dañuy gis ci aaya bi muy wax ni wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaja xam nga loolu dafa laaj dégg yàlla dafa wax ci bokk na ci kéemtaanam yi mu bindal leen soxna ci seen xeet yéen nit tey ça veut dire que ci seen xeet nit waaw ci la leen bindal seen soxna kon soxna si mu la bind bi nga wax wut yow góor bi wutu ko ci mala yi wutu ko ci gàncax gi mais ci xeetu nit la ko bind pour lan pour nga mën a am dal ci moom yeneen aaya sax dina ñëwaat gën a définiraat aaya boobu ci wax ni lan ci sëy boobu ànd boobu day nekk ci diggante mâle ak femelle zakarin wa untha yooyu yëpp nag nekk ay prolongement yoo xam ne waajur wi daf ci dem di ànd ak doom ji di ko accompagner ci éducation boobu majeur nga
nii nga war doxale nii nga war doxale boo gisee règle nii ngay def yow xale bi boo géntee nii ngay doxale di ko inculquer ay valeurs yoo xam ne moo koy accompagner ci loolu góor nga amuloo droit comporté woon nii amuloo droit sol lii kii sa sœur la wute ngeen ci bint bokku leen sa sœur bi kii sa frère la bokku leen nii nga war doxale nii nga war doxale donc dafa nekk loo xam ne lu permanent la. di ko répété d'accord mais kon di Imam ànd Makhtar ak moom di ko accompagner. mais kon Imam Makhtar Ndiaye soo gisee balaa may ñëwaat ci docteur ñu dem ci deuxième phase u émission bi mais xam nga da nga wax benn terme bu am solo parce que wax nga affaire valeur yooyu nga wax. kon débat bi quelque part foofu la xaw a nekk parce que yenn imaam yi ak yenn kii yi li ñu doon wax mooy ne ñun li ñu jaaxal mooy que dañuy bañ suñu doom yi ñu yóbbu leen école di leen jàngal lu ñu tuddee sexualité santé de la reproduction te ñun duñu xam est-ce que dinañ leen wax tamit jullit bu góor wala jullit bu jigéen nu mu war a defee loolu. am ñeneen ñu ne non am ñeneen ñu ne non état lay gi lañ nekk affaire u diine waruñ ko dugal ci loolu parents yenn musulmans yi daal ne non 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 suñ ko teqalee ak diine dañuy jàngal suñu doom yi rek affaire u sëy. c'est que te duñ leen wax lu ci dagan lu araam ak. mbir yooyu fekk ni parent bi joué wul rôle la mais parent bi bu fekkee teel na préparé doomam. explique ko comme yooyu ma lay wax léegi teel ko def ci moom ci boppam. kooku la mu jàng ci école yi plus rek lay doon te la mu ci jàng ci école ba tam dina xam lan mooy aspect yu positif yi mu jël ko aspect yi koy négatif mu bàyyi ko fale loolu moo ci am solo moo tax parents yi fokk mu njëkk ci doomam en permanence nag wax ko bañ a bàyyi. tabaarakallah kon ñu dem ci xarala bi ñëwaat gën a faram-fàcce waxtaan. Sara. alhamdulilah rabbil alamin kon ñoo ko déggandoo borom bi mi ngi ñuy defal tawfiix bu baax ci waxtaan bi te yaakaar naa ni ma ko déggee nii ñiy suivre tam noonu lañ ko déggee wax dëgg yàlla boo xool kàddu arabe yi ak kàddu tubaab yi néew na ci parce que souvent loolu mooy déformation bi arabisant bi léeg-léeg mu dugg ci ay kàddu arabe yoo xam ni nit ñi dañuy xaw a réer dañ ma koy faral di wax ñiy suivre émission yi wala déjà ki jàng tubaab yenn saa yi tamit mu nekk ci ay termes techniques ba nit ñi tam réer mais fi mu nekk nii yàlla def na tawfiq ba wax dëgg yàlla ni ñu koy waxtaanee nii li ci ëpp nekk na loo xam ne kuy dégg wolof te di suivre wolofu Dakar bii sax déjà di nga retrouver wu ci émission bi alors docteur Ablaye Diop donc gis nga question boobu ñu ngi toujours ci phase u éducation sexuelle boo waxee éducation rawatina li ngi ci gën a jublu doonte woon sax éducation danañ ko tax defal ay mag mais comme éducation parentale et cetera ñoo xam ni mag lañu waaye xaw na des tuuti mais ci wàllu éducation sexuelle li ñu ci gën a jublu surtout mooy xale yi d'abord parce que ñoom ñooy jékki-jékki am lu yeewu ci ñoom ci seen yaram te yeewu boobu ci yaram dafa am tam lu muy bàyyi ci seen xel kon affaire bu doy waar na parce que ni muy soppeekoo ci sa yaram dalay xalaatloo aussi ay mbir yow léegi lan nga ndeke jigéen nii lay mel ndeke góor nii lay mel jigéen bi tamit ni muy xoolee góor léegi day wute nga gis xale yu jigéen bi su commencé di am ay ween ak yu ni mel di am ay hanche ak yu mel noonu yaramam di soppeeku moom day commencé gis ne yaramam dafa rafet en tant que jigéen nga gis day commencé yàgg ci seetu beeg yooyu da nga koy seetlu ci xale yu jigéen ñi commencé sax bu yaayam génnee mu jéem a jël tuuti ci li yaayam di utiliser di ko jëfandikoo xam nga kon jigéenam mooy feeñ ba pare tam da ngay gis ne day commencé di wan góor ñi que ni moom jigéen la ci anam yu bëree bëri xale yu góor itam gis nga ñoom tamit bu ñu loolu commencé yeewu dañuy commencé di wane ni crise d'adolescence ñoom di wane seen ngóora virilité boo xam ne lu ne mën na ci xew commencé ñoom it di wax ne way jigéen ñi nangam su ma amoon sama benn jigéen li laay def nangam benn bis mos naa toog di xaar benn bis ay xale yu ndaw nekk suma ginnaaw toog mais seen waxtaan ba su ma ko enregistré woon ba tegal leen ko fii da nga daan cey waay lu ne wax nañ ko ci affaire u jigéen ak nangam ay njaaxum rek mais boo leen xoolee 15 ans 16 ans nga xam ni seen ngóora moo leen jëmee ci loolu kon dañ leen war a jox la bonne information léegi ce qui fait que docteur Ablaye Diop nañ ñëw kon ci question éducation boobu xale bu jigéen bi ak xale bu góor bi buñ commencé seen yaram di soppeeku am na loo xam ne mën na leen fekk si mooy lu ñuy wax masturbation ak tamit beneen mbir boo xam ne moom la ñuy wax pornographie xam nga kon masturbation bi nit ki commencé gis ne dafa war di jëfandikoo yaramam te buy laal yaramam ak ay cëram muy jigéen muy góor di ci yëg ay bànneex mën na jàpp ne loolu lu am solo la te loolu du ko jëli feneen ci boppam rek la koy jëlee ma bëggoon déjà am sa xalaat loolu noonu est-ce que lu normal la nañu bàyyi xale yi ñu def lu ñu bëgg a def wala est-ce que mag ñi dañ leen war a yedd ci loolu
lan nga may indil ci wàllu boobu question masturbation boobu. waaw jërëjëf jëfandikoo sa bopp. jërëjëf Imam effectivement en fait ci màggaayu xale bi depuis bi mu nekkee bébé. bi mu nekk mag dafa am phase yoo xam ne da muy traversé. et masturbation boobu noonu benn instant comme ni nga ko waxee sànq ni changement bi am ci yaramu ku góor wala ku jigéen ki muy gis boppam mu changement physique di changé changement bi dafay am tamit ci yuur bi. yuur bi tamit dafay changé parce que dafa am ay yenn hormones. yoo xam ne dafa nekk ci yaram bi yoo xam ne cëru sëykaay yi ñoo koy génne. cër yooyu ñoo lay xiir ci loolu. et que donc masturbation boobu dafa nekk benn phase boo xam ne da nga si jaar benn instant découverte la da ngay gis ne que sa yaram changé na donc da ngay gis changement bi. nan la mel nga commencé yëg sa bopp si sa yaram. gis ne cër bi soo ko laalee di nga am looy yëg. cër bi soo ko laalee di nga am looy yëg. et donc dafa nekk benn phase boo xam ne exploration la. n'est-ce pas c'est normal pratiquement ñëpp si jaar. léegi nag li ñu siy bañ mooy nga ëppal si. parce que masturbation boobu noonu ñun en tant que médecin en tant que médecine. rafetlu wuñ ko su nekk da nga si ëppal. parce que soo ko tàmmee di masturbé wu. peut-être dina la permettre yow nga xam sa bopp xam xëy na yow lan moo lay indi sa bànneex lan nan ngay gisee sa bopp nan ngay yëgee sa bopp. mais soo ko tàmmee dina dem ba yow sa jëflanteeg sa jëkkër wala sa jëflanteeg keneen ki. du mën demee noonu. et donc mën na indi ay complications. wala da nga tëju sa bopp daal. voilà mën na doo mën a ubbi ko ci keneen. exactement donc mën nga dem ba benn instant yow si sa mbiru sëy soo yow rek yaa mën sëy ak sa bopp pour nga mën am bànneex. et que soo waree sëy keneen nga war a sëy ak sa jabar. su nekkee góor wala nga war a sëy ak sa jëkkër su nekkee jigéen. du mën nekk. mën nga dem ba yenn xeetu li ñu tuddee impuissance mën na la si fekk. donc masturbation bu bëri ci góor mën na dem ba moom du mënti yëg boppam comme góor. et que tant que foowul ak boppam rek du yëg boppam te loolu mën na indi ay gàllankoor. donc que mu nekk ci góor que mu nekk ci jigéen mais c'est tout à fait normal soo nekkee waxambaane wala nga am yenn âge yi phase d'exploration boobu nga jàll. tolluwaay la quoi waaw tolluwaay la rek soo ko après da nga ko war a bu ci biddanti. waaw comme dañuy wax néegu ndaw ñëpp a ci fanaan waaye bu ci biddanti. waaw bu ci sore soo soree moom baaxul. pornographie bi tamit moom rafetlu wuñ ko parce que pornographie bi. ma firi ko tuuti rek xam nga pornographie mooy di xool ay nataal. voilà yoo xam ne ay góor ak ay jigéen di ci def mbiru sëy. exactement ci façon bu doy waar façon bu ne daal. voilà léegi nag loolu tàmm di ko seetaan ak di ko dégloo yooyu waaw. voilà tàmm di ko seetaan tàmm di ko déglu di xool yeneen góor ak jigéen ni ñuy sëyee. su ñun rafetluñ ko parce que dafa bokk ci li ñuy tuddee déviance sexuelle mooy nga def leen loo xam ne jaaduwul. n'est-ce pas même lu jàdd yoon. lu jàdd yoon. voilà jaaduwul. soo koy def d'abord dañ lay envoyer benn image boo xam ne du réalité. parce que ni góor ak jigéen di sëyee ci en réalité ni ñu war a sëyee. pour am même su nekkee bànneex kese leen si jublu. wala su ñu war a sëyee su nekkee am doom lañ si jublu pornographie bi du la woon loolu. leneen la lay woon beneen image bu gën a rafet que ëpp performance acteurs yi endurance alors que doo xamuloo ne ci ginnaaw ay montage la dañuy def di dagg après ñu couper ko comme émission télé booy def couper 5 minutes defaat couper 5 minutes finalement mu def benn temps bu parfait daanaka daal waaw lépp jaar yoon la léegi soo xalaatee te dundu nit du demee noonu voilà soo xalaatee nag par exemple nga nekk góor nga ne kon sama cëru góor nii la war a toll kasam kon kii bosam nii la toll man sama bos tollul nii kon jigéen nii la war a mel kii jigéen nii la war a mel dañ ko préparé et que durée sëy bi ñoom am nañu rapport pendant 30 minutes alors que man mënuma am rapport pendant 30 minutes kon yow benn instant di nga sous-estimer sa bopp sous-estimer sa performance sexuelle alors que dañu lay woon leen loo xam ne c'est du rêve ñu leen loo xam ne du dëgg du réalité n'est-ce pas te pornographie boobu dina dem ba benn instant dafay nekk addiction comme ni ngay toxee ba mu doo ko mënti wala ni ngay jëfandikoo yàmba wala ni ngay jëfandikoo sàngara ba un instant doo ko mënti bàyyi pornographie boobu tamit dafay nekk addiction mën na yàq sa liggéey ak say kii voilà exactement saa su ne yaa ngi jéem a beru pour seetaan yooyu daal exactement donc dafay dem ba nekk addiction boo xam ne mën na la yàqal yow sa dund mën na la yàqal sa nekki nag keneen mën na la yàqal sa liggéey mën na la yàqal lu bëri donc pornographie boobu rafetluwuñ ko waaw te Imam Makhtar waaw mooy encore masturbation bi ñëw juste docteur effectivement li mu wax moo ci am solo parce que d'abord damay commencer ci pornographie bi parce que ci islam gis nga regard dafa nekk lu doy waar moo tax gisoo ci éducation islamique gisoo yàlla day wax mu ni na ngeen di waxal yonente bi jullit ñi seen regard nañ koy baisser di ko xool ci loo xam ne lu xaraam la dañuy xef seen bët parce que li xaraam li ngay xool tey di xool film pornographique loolu day am jeexital ci sa cerveau loolu ñëwaat wàcc jaar ci sa cër dem ba nit ki du mën téye ci boppam
imam dana metti suñ société parce que ñu société xoolee lañ nekk de. parce que xool boobu suñ société lépp lañuy def pour muy xullee di xool. islam di yar nit ci ay cëram lépp mu mën ko en fait fexe na mu ko mën a sàmmee kémte lay kàttanam rek mu sàmm ko. bëtam xoolam parce que ki libéré sa bët di xool tey film pornographique loolu day am jeexital ci yow. wàccaat ci yow. loolu bokk na ci liy causé masturbation boo xam ne nit ki daanaka daf cay sax. c'est vrai phénomène la boo xam ni xëy na ay doomu aadama lañu fokk nit ki tamit ci âge puberté mu jaar si mais mu bañ a yàgg mais masturbation ci boppam nu koy wax naa koy xool yedd parce que souvent nit ki day fab ay loxoom wala cëram di fooye boppam ba yëg boppam. si yëg sa loxo si yëg sa loxo ak façon boo mën a def wala jël objet def naa nga ko nit ki mën defee ba yëg boppam rek masturbation la ci l'islam. boo demee ci mazhab yëpp ñoom ñëpp presque dañ ko condamné. ni mbir la moo xam ne ci ay atte kon ulama waxtaan nañ ci loolu wax nañ ci loolu. mazhab yëpp dañ ko condamné. dañ ko condamné ba mu des imam Shafi yu am na fu muy waxee mu ni en fait pour nit ki bañ a tabbi ci bakkaar bu mag muy njaaloo parce que boo gisee nu teree nu ni masturbation wa ngi nii njaaloo wa ngi nii ban moo ci gën a woyof. nu ni masturbation fekk nit ki bañ dem tabbi ci njaaloo moo tax muy masturbé wu. mu ni loolu moom xëy na mënees na koo nangu imam Shafi yu mais bu dee yeneen mazhab yëpp moom dañ ko condamné fermement tere ko parce que dañu sukkandiku ci aaya bi yàlla di wax ni walladina hum li furujihim xaafidun kon seen pëy yi seen kanam yi di leen ko wattu ni ngeen war a sàmme seen cër yi sa bët ci loolu la xool lu xaraam nee na sa awra tamit noonu nga ko war a sàmme ba waroo ko jëfandikoo lu dul ci néegu sëy mooy ngay am rapport boo xam ne sa jabar wala jabar yi di ko am ak jëkkëram donc foofu la ñu sukkandiku pour tere masturbation parce que day nekk mbir moo xam ne dafay yóbbu nit ki ci perversité day dem ba nit ki dootul mën téye boppam daanaka dootul mën a contrôler boppam ci wàllu sëy daf ko koy indil deuxièmement tam da koy indil nga gàcceel sa bopp waaw deuxièmement tamit xam naa yooyu ñun ci l'islam loolu la ñuy jàngal loolu la ñu gis ci texte yi mooy day yóbbu nit ki ba du mën a téye boppam mooy tax sax nit ki léegi mën na sax am jabar ba noppi continuer après nekk ci benn infidélité waaw mën na ko yóbbee tamit ba ci wàllu impuissance sexuelle foofu xam naa noo ko bokk moom ba nga xam ne day dem ba day rey cër bi ba cër bi na mu waroon mel daana ko ci wàllu érection ci wàllu tukkal dootu ko melati puissance ba daf koy wàññi kon moo tax islam moom wax dëgg yàlla du lu mu rafetlu tabaarakallah kon voilà kon daal li docteur wax tolluwaay la mais kon li normal mooy jaar continuer jaar jëmi nag ci war a wuti ji soxna wala wuti ji jëkkër moo normal et que kon bu tardé amee ci yooyu rek kon mi ngi commencé indi problème war nañ gën a sensibiliser. kon xale yi li ma dégg seen message yi ñaan yëpp nii mooy que ni maanaam waruñ leen. d'ailleurs doguma la sax encouragé ci loolu daal. doguma la foofu sax moo tax gis nga booy xool ci l'islam yonent bi di insister trop ci jeunes yi. moo tax gis nga ba muy indi affaire wàllu sëy pour mariage. dafa ni yaa ma'ashara shabab yéen mbooleem ndaw ñi man istata'a minkumul baata ku ci am moyen moo xam kàttan physique financier yépp boo ci am rek gaawal nga jënk soxna parce que pour mën la sauver ci phase B parce que xam na ne loo xam ne boo ko bàyyeeg xale bi xëy na mën na ko lor. xale bi peut-être commencé nekk ci âge puberté di commencé di masturber wu léegi la koy atténuer mooy gaawal nga jënk soxna. parce que jënk soxna boobu dangay gis mu ni fa innahu aghaddu lil basar dina la dimbale ci ñaar benn sa regard dina la dimbale ba nga mën ko bese ba dootoo xool lu xaraam waaye tamit dina ko mën a dimbale tam ba xale bi mën a takk tubayam ba du tabbi ci loo xam ne neexul yàlla moo tax foofu ngay gisee kiiwu enjeu mariage moo tax yonent bi insister ci jeunes yi surtout parce que xam na ni puberté dafa di âge boo xam ne bu la yàlla dimbalewul rek mën nga tabbi ci loo xam ni bu ëllëgee boo magee parce que day bëri na erreur de jeunesse nit ki dem na ba mag xëy na amoon na doom wala defoon na nii te fekk ni xëy na boobu erreur de jeunesse ak période de puberté boobu moo ko jàppoon ba mu def lu mel noonu. moo tax yonent bi di insister foofu pour nous atténuer loolu par le mariage. mais justement imam léegi boo xoolee suñu société ni muy dundee question la woon âge tardif du mariage parce que justement léegi bu njëkk ba mag ñi loolu lañ xamoon. liñ doon defal xale yu góor yi ak xale yu jigéen mooy teel leen maye. xëy na yooyu yëpp lañ ci sóoraale woon. nit ki teel a nekk ko responsable ak tam ci côté sëy mu mën a sangewu. mais léegi ñu ngi dund société boo xam ne tey pour nga mën a am benn diplôme bi gën a ndaw tey
soo moytul di nga am 30 ans wala 25 ans xale bu jigéen bi noonu boo bëggee takk soxna même boo bëggoon am benn néeg boo loué fii sax tey Dakar te doo wax kenn fayal ma ko dana xaw a jafe te yaa ngi am sa bourse boo xam ni li ci yàlla xam doy na jigéen bi tamit même bu fekkee moom tam bëgg na jëkkër waaye moom tam mi ngi ci condition yoo xam ni xaw na jafe problème social boobu tamit docteur Abdoulaye Diop problème boobu âge tardif du mariage boobu est-ce que loolu tamit du impacter ci comportement sexuel u xale yu góor yi ak xale yu jigéen ki suñu société actuelle yi. waaw effectivement comme ni ko waxee imam mën na nekk que nit ki mu yëgee boppam ba dem benn âge dina am ay yenn besoin yu muy am yoo xam ne dina soxla sëy dina soxla bànneexu sëy ba mu koy yëg et que su nekkee yàlla def na amul kattan que ce soit financièrement wala socialement ou professionnellement pour mu mën a autonome au point mu am jabar xëy na mën na ko pousse ci mu am mu recherche ko parce que de toute façon doomu aadama quelque part bakkanam léeg-léeg da koy jiital tuuti donc su bëggee lenn dina seet ban voies et moyens la mën am pour def ko effectivement mi ngi noonu et mariage tardif boobu tamit même sax par rapport am na yenn pathologie yenn feebar yoo xam ne ci feebaru sëy yoo xam ne mariage tardif boobu mën na ko indi mais tamit ñun sa côté boobu suñu discours dafay modéré parce que aussi bien mariage tardif bi soppuñu ko aussi bien mariage précoce bi soppuñu ko parce que ñoom ñaar ñëpp am na ay gàllankoor yu mën indi ci côté santé de la reproduction donc il faut jéem a xam le juste milieu pour bañ am yenn waaw précoce mooy teel a sëy bi quoi teel a sëy bi tamit soppuñu mais yow en tant que spécialiste yow ban âge nga jàpp ne par exemple xale bu jigéen gën jaa néew war na ko am pour wax mbiru sëy ak bu dee ku góor tamit. ñu ngi jàpp. ci société sénégalaise ci société sénégalaise ci même mbirum médecine mbirum gynécologie mbirum obstétrique pour mën sëy su nekkee da nga war a âge minimum bu ñu mën définir pour mën sëy pour ñun 17 ans 18 ans la war a nekk 18 ans parce que cëri ku jigéen ki à partir de 12 ans dafay nekk ci phase puberté boo xam ne puberté du benn at du ñaari at. mais processus la. bu durer plusieurs années te da nga war a bàyyi cër yi ñu màgg dem ba ñor ba am nu ñu toll pour que soo duggee ci néegu sëy bi soo si jëlee ëmb que ëmb bi nga mën si dem ak jàmm ak salaam parce que danger bi mooy su nekkee da nga teel a sëy juste parce que sa début puberté mën nga si jël ay ëmb boo xam ne ëmb boobu méngoowul ak sa yaram nu mu mel. et donc bu boobaa ci ëmb bi dafay mën nga si am danger et surtout ci wasin bi xëy na dinañ si dellu si waat donc ñun dañuy jàpp ne que âge minimum boo xam ne war nañ si mën a sëy surtout ci jigéen 18 ans. bu dee góor. même chose à peu près góor xëy na moom gàllankoor yi jigéen mën am su sëyee at parce que yàlla moom la def ko jigéen ki moom fonction de reproduction bi ci moom la nekk moom mooy téye ëmb bi góor du téye ëmb bi. donc góor moom ñu ngi koy laaj peut-être 18 ans mais surtout mu am benn genre maturité intellectuelle n'est-ce pas ak maturité sociale financière pour mën a toppatoo soxnaam ci mën sëy docteur Abdoulaye Diop ci phase bu jafe boobu tolluwaay boobu ci puberté yaram bi yeewu ak bànneex yi nangam ak nangam ak société bi ni mu tëddee tey jii lan lañ mën a dimbalee xale yu góor yi xale yu jigéen yi ci phase boobu pour ñu bañ a daanu ci li nga tuddee sànq déviation parce que mooy jëfandikoo mbiru sëy ci anam boo xam ni ay lor lay indi tey pareeguñu pour mën na dugg ci sëy maanaam ci mariage xale yu nan la ñu war a def est-ce que dañ daan leen nañ gën a def sport gën a def ay lecture gën a toppatoo seen njàng lan lañ leen mën a wax ci wàll boobu. je pense que su nekkee conseil bi ñu mën jox par rapport ak jeunes yi pour ñu bañ a def justement daanu ci perversion yooyu noonu que mu nekk perversion sexuelle wala mu nekk beneen éducation. éducation moo mën génneel nit ci loolu. que mu nekk éducation religieuse. que mu nekk une éducation civique. que mu nekk une éducation sociale. parce que am na yu bëri ñu gis ci société bi. même si loo xam ne xëy na aajowul ci mbirum sëy mais yenn comportement. yu nit yi mën am ci mbedd bi et cetera yoo xam ne problème d' éducation la. éducation de base parce que éducation dafa nekk lu yaatu. mën na nekk éducation civique pour nga respecter les principes de la république respecter le drapeau national respecter alalu keneen respecter mais mën nga aussi am éducation sur le plan sexuel. sur le plan éducation de la reproduction pour xam sa cër nu mu demee nan la war a doxee lan moo si baax lan moo si bon soo defee lii lan moo la mën indi yan infection ñoo si mën indi soo soree ci masturbation lan la nga si mën a am soo soree ci pornographie lan la mën indi loolu yëpp éducation
éducation boobu noonu ci boppam moom mooy moo lay dem ba may la liggéey éducation à l'école pour nga mën a am éducation professionnelle pour mën a am liggéey pour mën a yor sa bopp yor sa njaboot donc su amee vraiment leen ñu war a insister de manière très large et très transversale éducation. Makhtar Ndiaye lan en tant que yow imam lan nga mën a wax jeunes yooyu naan la waa imam ñun xam nañ ne njaaloo dafa araam ñun koy nangam waaye nag imam nangam léegi yow lan nga leen di conseiller pour orienter leen. éducation religieuse de base dafa am solo ci nit ki gis nga nit ki buñ ko yaree jëmbat ci moom éducation religieuse de base kooku d'abord li bokk na li mu koy indil mooy sexualité am sax daf koy orienter éducation religieuse de base boobu day orienter sexualité am dans le bon sens. D'accord moo tax ma ni parent bi il faut mu insister constamment nag di fexe xale bi ci âge boobu durant période bi muy dérouler puberté am yëpp nekk ci noppam di ko wax parce que fii dañoo am ay valeurs yoo xam ne il faut nu koy dégtal xale yi ci seen nopp sa doom bu jigéen la di wax ak moom majeur nga nekkatoo xale yaa ngi gis règle heure boo fi fawee ak góor di nga fi ëmb te boo fi ëmbee di nga nu gàcceel di nga xale bi il faut nga koy wax di ko kii di ko sensible teg ko sa bopp bu ko beddi def ko sa wet mi ko man sa jàmmal di il faut parler di wax ak xale bi lu mu yëg lu ko jaaxal rek mu ñeme ci waxtaan ak yow. waaw mu ubbi bunt boo xam ne dina mën am di communiquer ak yow parce que lu ci ëpp xale yi aussi dañu am ragal imam ñun nag suñu société ku góor dañuy jaawale jege sa doom ak mu yab la. du question yebee finalement sa doom da lay ragal te da nga jàpp ne noonu la war a dem. ragal boobu nag tey moo ñuy dugal ci musiba yi. naka noonu sa doom mu ñeme rek lay waxtaan naka doom ku góor ki tamit ngay waxtaan ak moom effectivement di éducation religieuse de base bu dëgër bu nekkee ci nit ki wax dëgg yàlla nit ki yàlla def dina am loo xam ne naka jomb ba tax na éducation sexuelle am sexualité am dina ko mën orienter dans le bon sens xam fan la koy def ak nan la ko dul defee naka la koy utiliser naka la ko dul utiliser. ak seen gestion temps je pense que gestion temps bi tam c'est important. gestion temps bi sànq docteur wax effectivement. parce que temps bu disponible aussi mooy tax nga ne bon. waaw 18 ans boobu ci góor day fekk ni ku góor gi parce que ñun tam islam tam wax dëgg yàlla dafa reconnaître médecine waaw bu yonente asalaam si xadis ba mu ni fata daawoo si xadis ba mu ni inna allah lam yunzil daa illa anzal lahu shifa amul benn jàngoro joo xam ne yàlla wàcce na ko te wàccewul ca wet ga la koy faj kon na ngeen faju loolu junj la ci ni islam dafa reconnaître médecine ba tax na ñoom aussi dañ leen di déglu effectivement bu nee âge bi 18 ans mariage dañ leen koy nangul parce que aussi xale bi bu commencé nekk puberté 11 ans 12 ans jàpp kii cëram yi fendeegul te loolu li ko ci mën a fekk ci ay jàngoro d'ailleurs am na yoo xam ne kaay yu nu mos a fekk yoo xam ne wax dëgg yàlla xale bi mën na si jaar ñàkk bakkanam ay infection yu bëri mën na ko ci fekk donc 18 ans boobu te effectivement 18 ans boobu moom la islam di indi boo demee ci Ibnu Ashir Ibnu Ashir ba muy jàngalee affaire majorité affaire majeur mukallaf mën nañ ko tënk nee na ci benn xale bi gént wala xale bi gis ay kawar foo xam ne daaw fa baaxoo sax karaw si kiim kawaru naq bu dee jigéen mi ngi gis ween bu fekkee gisuñu yooyu yëpp nag nanu daw ca âge ba 18 ans donc 18 ans boobu c'est ça mais 18 ans boobu ci xale bu góor comme li nga wax rek xale bu góor du am maturité wu responsabilité gàddu responsabilité wu téye kër moo tax bu njëkk da nga naan xale yi sax bu mu leen daan may jabar xale yu góor yi seen ay wayjur seen kër wayjur la daan ne wayjur bi mooy orienté mooy guidé mooy def lépp pour te dire foofu noo ci bokk yem mais daal li am solo mooy éducation religieuse de base ci nit ki ndax nit ki bu ko xasee ba am rek loolu daf koy dimbali day nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla citoyen bu exemplaire lay doon citoyen la boo xam ne day nekk ku noppal péncam citoyen la boo xam ne wax dëgg yàlla day nekk koo xam ne ku neex nekkal la mais xale bi bu fekkee éducation religieuse de base ba daf ko raté kooku wax dëgg yàlla daanaka moom bàyyi mënoo yem souvent di yenn façon comportement yoo xam ne da ngay wax ni lii naka li ko nit mën defee ça veut dire que kooku dafa raté éducation religieuse de base bi nu waroon def ci moom moo tax lu am solo la moo tax ñuy insister encore ci parents yi ñuy sonn ci yar seen njaboot waaye itam di communiquer ak ñoom communication boobu dafa am solo incha allah. Tabarakallah kon tam je pense que li muy wax sànq tam gestion temps boobu tam je crois que tam c'est important xale bi parce que li ñuy wax rek xam nga souvent dañuy wax ci wala soo naan xale bu mu am jot. ñun tam suñu réew yi tam par exemple lu mel ne sport est-ce que islam par exemple xirtal na xale yi ñu def sport parce que xale bi bu amee ay heures yoo xam ne ci semaine bi da koy consacrer sport ak ay lecture je crois que tam question fréquentation bi tam day jouer ba tam day nga sonn sa doom mu am benn waay bu mu commencé àndal ci quartier bi rek wala sa doom bu jigéen rek nga lonko waaw parce que yëpp ci éducation bi la rek éducation bi li mu ëmb dafa bëri préparé yëpp commencé yàqu éducation bi li mu ëmb dafa bëri dafa ëmb lu bëri
tabaarakallah. parce que xale boo ko xasee ba jëmbat ci moom rek dina xam kan la nawle anteel ci àndal ak ku mu warul àndal donc moo tax waajur bi fokk muy communiquer ak njabootam malheureusement nag talatun ko parce que tey nit ñaa ngi daw da nekk ci ay réew yoo xam ne tey sous-développé waajur waa ngay daw dépense lu mu indil njabootam et cetera ba daana ko xale yi moom dañ leen bàyyi ak seen bopp moom tey loolu tey mooy conséquence li ñuy dund rek. loolu moom ëpp naa def parce que li ngay daw yëpp nii bu fekkee ne amatoo talatuñu seen njaboot yi amatoo njaboot bu yiw kon li ngay daw yëpp lu mu lay neexul wax nag mais daw bi moom parce que damay dégg gars yi di wax loolu woy nañu dañuy parce que ku xëy suba ba ngoon xamoo sa doom ci lu mu nekk li ngay indi yëpp lu mu koy toppatoo ay jànq noo koy toppatoo bu fekkee yaa ngi daw di daw jékki-jékki sa doom mi ngi drogué wu à 15 ans sa doom bu jigéen mi ngi fugué kon yow li ngay daw yëpp noonu doo ci am bànneex parce que li ngay daw balaa ngay kontaan mooy nga indil ko sa njaboot te fekk leen fa il faut que ñu jël benn temps boo xam ne dañ koy consacrer ak suñu njaboot te ñun ñëpp loolu mooy suñu problème ñun ñëpp parce que ku xëy sa kër suba balaa ngay duggaat jant so boo ñëwee sonn tëdd nga xale yi parfois ku les yeewoon sa kay sax nga waa xaaral wala nangam wala et cetera donc vraiment tabarakallah kon daal gis nga responsabilité parentale c'est très très important ci lépp rawatina nag ci question bi ñu dugg nii muy question sëy santé sexuelle la reproduction et cetera léegi dama bëggoon ñu ñëw docteur Ablaye Diop alors xam nga moo tax ma insisté woon ci phase boobu côté éducation sexuelle bi côté li nga xam ne day dal xale bi mbiru puberté bi ak yi ciy feeñ yëpp ak problème mu masturbation pornographie je crois que wax nañ ci loo xam ni wax dëgg yàlla mën na ubbi xelu nit ñi ci wàll boobu léegi nag ñuy jëm nag ba tey jii nga xam ne xale bu góor baa ngi nii di jël soxna saa ngi nii tamit di war a am jëkkër pour tënk rek xam nga fi ñuy war a njëkk a daje ñu koy wax nuit des noces je pense ou ci français. wolof di ko wax jébbale wala daal dañ koy jox jëkkëram ak yooyu. ceytal voilà jébbale bi kooku aada la. waaw aada la boo xam ne danañ ci ñëw Imam Makhtar parce que bëri na ciy nekk yoo xam ni. war nañ seetaat lan la. su ko defee docteur Ablaye Diop kon xale bu góor bi xale bu jigéen bi gis nga ku góor ki. suñ ko nee léegi may nañ la jabar tàkkusaan gars yi woo ko may nañ la jabar et cetera yenn saa yi day disparaître xaw ma lan la day daw dem yoonam xaw ma la ñu koy seeti jéeg nangam am na ñoo xam duñ bëgg sax ñëw ci jàkka ja pour bañ gars yi xàmmee leen ku jigéen ki tamit am na ay xaritam yu jigéen ak ay tantam bañ ñoom tam ñu nekk ci noppam yi naan ko waa may nañ la jëkkër léegi dañ lay yóbbu ci moom lu ne lañ ciy wax ba guddi googu day mujj sax nekk guddi boo xam ne daal léegi docteur Abdoulaye Diop mais guddi boobu est-ce que warul nekk guddi boo xam dañ ko war a delloo ci place am ne ñaar ñu bëggante rawatina sëy bu dagan ñu war a mën a sëy ci guddi googu c'est vrai que du yomb mais bu fa mbëggeel nekkee déjà am na lu yomb ñaareel ba nag comme ñu ngi doog a sëy nan la ñu war a waxtaanee déggoo xamante ba sëy bu njëkk boobu mën a jaar yoon parce que mën na demee anam boo xam ni yaakaar naa mën na indi ay jafe-jafe effectivement jërëjëf imam comme ni nga ko waxee mbir bi continuité la n'est-ce pas sëy mbirum sëy soo déggee même terme bi wolof ñu tuddee sëy aussi bien ça veut dire sëy maanaam institution bi ñu tuddee le mariage mais aussi ça veut dire sëy dans le sens de rapport sexuel maanaam góor ki ak ku jigéen ki ni ñuy lëkkaloo loolu mooy terme sëy et que différence bi am entre ñaari nit yoo xam ne sëyuñu ak ñaari nit yoo xam ne ñi ngi sëy mooy légitimité bi ñu mën a am pour seq justement ce rapport sexuel là loolu moo tax justement à partir du premier jour bi nga xam ne may nañ la soxna wala may nañ la jëkkër kon dagal nañ leen ci yow pour que sëy boobu noonu mu ngeen dem si nu leen neexee déjà voilà mi ngi nekkul looy sàcc nekkul voilà loo xam ne dagan na ci yow léegi nag dafa nekk loo xam ne lépp première fois dafay metti toujours première fois li ngay def dara première fois bi ngi dem jàng école première fois bi ngay dawal oto tout ça dafay metti et donc dafa am yoon boo xam ne justement soo amulee yow éducation de base bi ñu doon wax sànq pour xam sa première nuit mën na metti ci ku góor ki mën na nekk ci ku jigéen ki parce que sëy bi suñ ko jëlee dans le sens sëyu rapport sexuel maanaam sexualité dafa am yoon bu muy laaj et que góor ak jigéen mënuñu tëb rek sëy balaa ñuy sëy am na lu leen war a seq am na benn ambiance am na benn situation am na ay préliminaires yoo xam ne c'est indispensable pour que sëy bi jaar yoon voilà lu ci jiitu foo yu ndaw yoo xam ne ay foo que ce soit ci waxtaan que ce soit ci jëflante foo yoo xam ne moom mooy tax muy préparer awra ku jigéen ki pour ñu jublu ci mbirum sëy boobu noonu
et que loolu tamit éducation de base bi ci la bokk. parce que ci biir éducation de base boobu après soo waxee affaire cër bi nan la war a mel nan lay doxee lan mooy njëriñam il faut aussi cër boobu tamit nga xam nan nga ko utiliser n'est-ce pas foofu noonu. loolu moo tax ma wax sànq ne que masturbation bi phase la yàkkamti ak dooleeg yooyu bu sotti mën day jafe-jafe. voilà loolu moo tax ma waxoon sànq ne que masturbation boobu phase la rek phase d'apprentissage la pour wan la sa bopp lan moo lay wan pour nga mën yëg sa bopp. et que soo demee nag ba dugg ci mbirum sëy masturbation boobu noonu soxlatuloo ko sa soxna wala sa jëkkër. loolu ngay def sa bopp ba yëg sa bopp moom moo la ko war a defal ba nga mën a yëg sa bopp. et que donc il faut moom benn genre complicité benn genre discussion boo xam ne de la même manière que parents yi du ñu wax ak seen doom pour wax leen mbirum éducation sexuelle et cetera aussi li ñuy déplorer mooy dans la plupart des cas couple yi du am discussion du am waxtaan ku góor ki dafay ñëw peut-être ak yenn préjugé am par rapport ak sëy nu mu war a demee gis na ko xëy na ci film pornographique nu mu war a demee et cetera ku jigéen ki tamit moom xëy na tiitaan ngeen ne nañ ko premier rapport bi dafay metti mu kanamam xaw a tëju mu tiit de telle sorte que léeg-léeg mën a may gàllankoor alors que suñ si waxtaanee suñu defee ni mu war a demee parce que mu nekk premier sëy que mu nekk sax koo xam ne sëy nga peut-être pendant 5 ans 10 ans 20 ans balaa ngeen di ànd sëy am na toujours lu war a am seen diggante am lu war a am benn foo bu ndaw voilà waajal ko foo préliminaire sur le plan physique et cetera ba awra yi mën a voilà mën a ba butitu sëyukaayu ku jigéen ki ak butitu sëyukaayu ku góor ki mën a ànd et que préliminaire yooyu su amulee ànd bi mën na indi ay jafe-jafe ba faf yow léegi sëy bi di nga si doon jublu bànneex bi nga si doon am doo ko mën a am ku jigéen ki bànneex bu si boo am du ko si am ku góor ki bànneex du ko si mën a am ab faf nag après mu indi yeneen affaire mu indi yeneen gàllankoor nga di ko uti feneen wala yu mel noonu alors que ñoom ñaari di boddante voilà alors que ñaari di xasante ak te fekk mbir moomu moo jaarul yoon mu di ko yóbbu ci yeneen mbir voilà exactement te gis nañ sëy yu bëri yëngatu yoo xam ne li ko yëngal soo seetee ba ci mbiru sëy la ci couple yu bëri mën nañ am problème bu ne mën nañ am problème ñàkk déggoo mën nañ am problème mu financier et cetera mais su nekkee seen mbiru sëy mi ngi dox normalement problème yu bëri mën nga ko supporter alors que su nekkee mbiru sëy bi doxul xëy na dinañ am kersa pour wax ko ci biti ci la nag yeneen problème di feeñ yoo xam ne ay faux phénomène la n'est-ce pas ay yoo xam ne ay prétexte la boo xam ne en réalité soo xoolee li indi gàllankoor bi mooy ku jigéen ki elle est pas satisfaite sur le plan sexuel wala ku góor ki il est pas satisfait sur le plan sexuel ci lay xool après ndax ceeb bi ñor naag ndax xorom bi doy naag ndax kaani bi ëpp la yu mel noonu fekk soo sootee li ci biir li ko lal ci biir mbirum sëy et donc c'est extrêmement important ci vie nit ki pour que sëy boobu noonu acte bi ci boppam am nu mu demee et que nga respecter processus de rapport sexuel boobu nu muy demee. ah mais Imam Makhtar Ndiaye affaire guddi gu njëkk googu ak ñaar ñi dañu war a defalante est-ce que am na islam wax ci loolu wala. oui xam nga islam en fait guddi googu dafa nekk guddi gu symbolique parce que ceyit dafa nekk dañ ko sunnaal parce que Abdourahman ibnu Awf boo mu jëlee soxna gis nga yonent bi ne ko awlim walaw bishaar ceyite la donte sax da ngay rey gàtt feete ko noos ko mu nekk benn événement mooy jour bi nga njëkk jël sa soxna di ànd ak moom donc boo xoolee question boobu day indi question virginité te suñ société yi dafa nekk société yoo xam ne en fait pression bi mooy am doole ci pression la boo xam société bi moo koy teg ci couple boobu ba parfois même couple bi dañuy perturber parce que xale bu jigéen bi ay bàjjenam noo ngi taxaw di xaar ndax moom vierge na wala viergeul ndax nekk na jànq wala nekkul jànq. donc imam déjà est-ce que loolu jaadu na déjà ci l'islam. donc loolu. ci l'islam est-ce que war nañ taxaw di seetaan. wala di xaar parce que góor ak jigéen. ñu pare li ñuy def. moo tax aada googu nag wàll si aada googu dara du ci l'islam. parce que islam la ngay seq ak sa soxna ne nekk en privé. d'abord moo tax toujours maa ngi ràpp temps yi maa ngi def benn causerie ci wàllu les règles établies par l'islam en matière de relations sexuelles. parce que li docteur wax rek parce que loo gis tamit fokk nu jàngal nit ki. wax la parce que expérience nga ciy jëlee nga xam naka nga koy doxale naka ngay utiliser en fait sa kanam si lu ñuy jàng la mais boo ko jàngee à travers ci film yi ci image yi ci nangam jàpp ni nii la wala nii donc problème la. sànq li mu wax c'est très important mooy ci wàllu préliminaire gis nga ci les règles yi nga xam dañ ko teg ci wàllu relation sexuelle yonent bi alayhi salaam nee na moytu leen di def comme bàyyi may mooy tëb rek àgg sa soxna. nee na di leen préliminaire dil caresse fóonal sa soxna ngeen baal ci kàddu yi comme ni ñu wax sànq rek day heurté mais. raayal sa soxna waxtaan la ak moom ay mots doux waxtaan préparé ko
ba nga xam ni booy dikk ci moom wax dëgg yàlla day nekk loo xam ne lu yomb la nee na moytu leen def comme bàyyi ma yi ndax bàyyi ma day tëb rek àgg ci soxnaam loolu tere na ko doomu aadama yi. kon phase préliminaire yooyu lu am solo la pour te dire sëy lu nuy jàng la mais première nuit boobu donc islam bu la xasee ba may sa soxna ci farata yàlla sunna Muhammad yaag sa soxna dem leen daganante ngeen dem leen yoonu keneen nekkatu ci la ngeen di seq seen biir néeg mais fii dañ nekk société boo xam ni aada gi daf fi am doole donc dañ leen di taxawu di leen bousculer bëgg xam xale bu jigéen bi nangam ndax téye na boppam wala déet ba problème lay indi sax te li ci ëpp question problème mu virginité boobu jànq googu mën na indi léeg-léeg ay difficulté xale ba tey bu demee première nuit ba génn nu ni xëy na gisul lan ca war gis vergeule mu indi ay problème xas lay doon quoi xas lay doon ci famille xale bu jigéen bi woy seen doom nangam surtout que sax médecin yi xamal nañu ne waaw jigéen mën na vierge ba pare bañ a am deret bañ a tuur deret guddi googu effectivement te mën na am yeneen cause yéen docteur yeneen cause yoo xam ne xëy na ba muy def éducation physique ba muy def nangam di tëb di dal wala accident bu ko daloon loolu mën ko ci dal mais du ñu gisee côté boobu ñoom dañuy xool benn côté rek naan moom comme gisuñ la ñu war gis rek xale bi dafa foy boppam loolu la ñuy jàpp muy nekk xas boo xam ne ci famille bi lay doon donc problème la tey problème mu ñàkk il faut ñu sensibiliser waat encore population yi effectivement mag ak ndaw góor ak jigéen ci bu ñu xasee ba mayee tàkkusaan ñu may nit ñi jàmm may ñooñu seen jàmm ñu organiser wu dem ñibbi bàyyi leen ñu organiser wu seet nu ñuy def bu ko defee éducation islamique bi ñu leen joxoon dina tax ñu xam guddi googu ni ñu war a xamante ni ñu war a déggoo ku nekk xam ni ngay tojee sa bopp janax bu ñu leen bàyyee ak jàmm rek ñoom danañ xam parce que lu tax ñu bëggante te pression bu ñu boobu bëggantee ça veut dire que bëgg nañu seq voilà ak yu mel noonu parce que pression boobu ñuy teg parce que tey yow du première nuit rek impérativement na sa jabar na nga ko dévierger mais yëpp processus la par exemple voilà lépp processus la yow bàyyi ko ak soxnaam mu dem ak tranquille mais boo gisee ne première nuit bi ndaw si ñemewul. c'est ça bul forcer par exemple. nga kii waaw comme ni nga waxee du affaire première nuit. nga bàyyi ngeen waxtaan. ngeen lekk seen yaasa bu neex journée bi. suba sa guddi ga beneen guddi ñëw. pourquoi ngay yàkkamti benn guddi. mais processus la. benn guddi nga bëgg ci def doole noonu yëpp noonu non. yooyu nag il faut ñu koy wax sax il faut docteur yooyu wax dëgg yàlla moom fokk sunu société bi. ñu xam yu mel noonu nuy wax. nuy wax effectivement yéen ay porteurs de voix ngeen ñun ni ñu ko nekkee noonu ngeen ko nekkee ci sensibilisation. waaw ñoom koy dañ ciy wax. mais dañ nekk société boo xam ne wax dëgg yàlla tabu gi daf fi bëri. léegi nag damay ñëwaat maa ngi toujours ci. bon première li ma bëggoon eggali toujours ci li Imaam wax léegi nii. mooy mbiru première nuit boobu virginité boobu noonu. parce que effectivement am na ñu bëre jigéen ñu bëre. tooñ leen. parce que comme ni ñu ko waxee sànq. virginité ak ndaw li ñu tuddee ndaw maanaam hymen bokkul. parce que am ñu bëri xëy na dañ ko leen umpale mais mën nga juddu te doo am ndaw. mën a nekk te soo juddoo te am ndaw première fois bi ngay sexe sa jëkkër doo gis deret. même su nekkee yow mosoo sëy kenn. te su nekkee bàjjen bi mi ngi xaar deret bi et cetera bu boobaa mën nañ la jiiñ wala tooñ la ci loo xam ne yow doo si dara. ndaw boobu noonu. mën nga ko ñàkk accidentellement. comme ni ñu ko waxee sànq. mën nga def éducation physique daanu et cetera yu mel noonu mu xotteeku yu mel ne accident alors que yow sëyloo mën a nekk. mën nga ko réparer. gis nañ fi ñoo xam ne dañuy am ndaw. boo xam ne bu bees la dañ ko defaraat. parce que médecine bi évolué na évolution boo xam ne mën nañ ko réparer. il paraît que Maghreb am na fa ñu bëri ñu fay dem léegi di ko réparer. fii sax am na fi fii sax am na fi et donc dafa nekk xam nga yooyu du ma ko toppatoo moo tax xamoon ni am na fii. donc mi ngi noonu donc loolu noonu ñun li ñu jàpp mooy virginité du ku am ndaw wala ku ñàkk ndaw. parce que mën nga sax am ndaw. nga am rapport sexuel ndaw bi du xotteeku. loolu mën na nekk. li ñuy tuddee hymen complaisant. maanaam dafa élastique boo xam ne mën na bàyyi cër ku góor ki mu romb. génnaat te du xotteeku. loolu yëpp mën na nekk donc ñun daal li ñuy jàpp mooy. virginité mooy kenn koo xam ne ku musul am rapport. at lu mu mënti demee. que nga am ndaw que ñàkk am ndaw. tey docteur ma dolli la ci imam Matar ma dolli la ci nit ki li islam tuddee virginité mooy ku sangewu nangam ak nangam. mais jigéen mën na séqante góor yu baree bari. te fekk waa ji eggul ci moom. te baal ma wax bi te jaarul ci buntu sëy bi te islam bëggul loolu taxul islam di wax virginité. kon virginité du affaire rek membrane boobu. kon yooyu itam lu jar a waxtaane la. pour jigéen ñi comprendre voilà. respect bi ngay am ci sa bopp respect moral bi je crois que loolu lañ gën a jublu. moo tax sànq ma ne la gis nga il faut sujet bi ñu koy ñamee. parce que liñ ci noppi def ko tabu moo tax mu nekk lu compliqué ci société bi duñ ko waxtaanee. donc moo tax càmbar bi di contribution càmbar bi am ci solo. oui mais docteur
justement léegi xam nga affaire nuyu boobu réglé nañ ko je crois et que bu ko defee léegi ñoom ñaar ku jëkkër bi jabar bi ñu ngi sëy nii lu nekk nga ciy gis parce que di nga gis pratique yi position yi produit yi ni ma ko tuddee yooyu yëpp maanaam léegi dama bëgg ngeen ñëw ci wàll boobu parce que lu ne nga ciy dégg xëy na tam société bu teg am nu koy defee dañu naan góor gi ak ku jigéen ki nii lañ war a tëddee affaire position ñëw est-ce que ku góor ki am na droit sëy jabaram fekk ci ginnaaw la koy féete après yow da nga ci ñëw même bu ko fekk est-ce que féete ginnaaw bi dagan na bu féete ginnaaw tam fan la war a jaar ak tamit mbiru nu mu tuddati am na pratique yu bëri yoo xam ni société bu nekk ak nu mu koy defee donc mbiru position yooyu mbiru ak tamit di jëfandikoo ay mbir léegi boo xoolee da ngay gis ci magazine yeeg yooyu am na ay yu ñuy jëfandikoo góor di ko jëfandikoo jigéen di ko jëfandikoo au lieu que ñu jëfandikoo seen yaram ñoom ñaar ak seen awra loolu looñ ci mën a indil. waaw jërëjëf Imam ñun côté médecine comme ni ñu ko waxee am na ay règles yu war a am ci rapport sexuel maanaam ci mbirum sëy préliminaire yi ñu wax sànq mën ngeen si sëy fréquence bi ñaata temps la war a durer loolu yëpp dafa nekk yoo xam ne définir nañ ko. position yi dañu jàpp ne que tant que du nekk position boo xam ne mën na indi ay gàllankoor wala mën na indi ay jafe-jafe kenn ki wala keneen ki. ñun amuñ si luñ si tere. par contre fii ma ànd ak Imam Ndiaye mooy position bi nga xam ne pénétration bi maanaam fii ci ginnaaw kër fi ngay demee cabinet fan ngay jaar. ñun boobu rafetluñ ko. dañ ko boole tamit ci perversion yi. parce que dafa nekk situation boo xam ne. dafa mën jur ay pathologie maanaam ay feebar. et que gis nañ ne que ñiy tàmm. di utiliser position boobu noonu ñiy tàmm di jaar ñuy tuddee ci tubaab sodomie boobu noonu dafay indi ay infection et donc sur le plan médical c'est pas recommandé. foofu dafa bëri ay microbes daal. voilà exactement parce que ginnaaw kër moo fay génn te ñëpp xam ne ginnaaw kër setul xel nangu wante puisque ñun nekkuñu ci côté jugement religieux bi yéen ngeen am dañ siy teg ne que su nekkee dem nga nag ba loolu nga bëgg ko def malgré que tere nañ la ko dinañ la digal sur le plan médical lan nga mën def ba mu wàññi infection lu mën a indi mais li gën mooy nga bañ ko def ñu noonu nañ ko gisee même chose ci sëy ak sa soxna fekk mi ngi gis fóot ni ko islam bañee ñun tamit soppuñu ko parce que fóot boobu noonu période fóot boobu noonu non seulement da nga war a bàyyi soxna si mu noppalu mais aussi deret boobu noonu dafa nekk deret boo xam ne ñun duñ ko tuddee sobe mais dafa nekk loo xam ne dafa yombal yenn infection yi et donc rapport sexuel maanaam sëy ak sa soxna ci biir mu gis fóot ñun tamit rafetluwuñu ko mais ci kaw toujours ñun dañuy peut-être xëy na foofu la différence entre religieux bi nekkee ak médical bi nekkee du ñu juger loolu dañ koy xaw a dépasser et que su nekkee dem nga ba di ko def dinañ la wax lan nga ko mën defee pour mu wàññi conséquences yi mais li ñu lay digal mooy nga ñàkk a def voilà c'est différence boobu c'est normal parce que fii dafa am approche religieuse éthique ak yenn approche scientifique bi biologique mais léegi justement Imam Makhtar Ndiaye effectivement ñëwal ma ci loolu li mu wax sax moo tax gis nga islam comme li ma wax sànq rek en matière de relation sexuelle bi nit ki di seq soxnaam am ay règles te yooyu nag léegi sax man du mooy sax gis ñu bëri nu koy wax te il faut nu koy leeral mooy d'abord wàllu position yi gis nga position yi islam moom neen la sa jabar la may nan la ko dagan na la ci farata yàlla ak sunna Muhammad dikki ko fu la neex ba mu des à travers ci ginnaaw fu muy demee wanag muy vagin bi mën nga comme quand question bi nga laaj mën nga ko jël dëkk si ginnaaw ngeen baal nu ba pare mais booy pénétrer na nga ko pénétrer au niveau du vagin na nga jaar waaw ci fa nga war a jaar min haysu amarakumullah yàlla loolu la boo jaaree foofu rek waaw foofu moo amul problème waaw yàlla dafa ni bu nu seen jabar yi setee iza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah fi la yàlla digal nga jaar fa mooy ci kanamam nga moytu ci ginnaaw donc position boobu islam moom loolu la rëdd loolu la d'accord parce que leneen loo def sodomie daana ko dem na ba ni sodomie sax yonent bi islam nee na kii def sodomie kooku yaa ngi def as li ñuy wax góor jigéen ju ndaw ci sa jabar yonent bi islam indi na ko mu ne liwaata su'ra mooy lan mooy góor gi nga xam ne yaa ngi dikk sa soxna ci ginnaawam kon muy pratique boo xam ne islam daf ko bannir donc dama gis ni tey ci au niveau des couples c'est vrai sa jabar la mais islam dafa am ay règles yu mu teg sànq wax naa ni mooy bi nu wax léegi période menstruelle buy gis règle sore ko parce que islam moom yàlla nee na fa'tazilu nisaa fil mahiid wala taqrabuhunna parce que loolu azan la azza lor la
la ca mën a judd ci ay musiba kenn xamul nu mu toll ak ay feebar. mais soroke bi est-ce que ëppal du ci andi soroke mooy daw ko wala. waaw xam nga dafa ne aaya dafa ni fa'tazilu nisaa fil mahiid. fa'tazilu nisaa fil mahiid na ngeen leen beddi moytu leen daal ci lal yi. yéen ulama yi dem na ba ni mën ngeen tëdd nekk seq yëpp mais rapport bu mu am mën nga sax xëy na préliminaire foog moom mais bu leen àgg ci rapport. mais man su ma juumul nga wéeral ko yow su ma juumul sax yéen soxna Aïcha waxoon na yéen doon na ma fóon. yooyu yëpp mën na am. boo demee sax même ci téere fiqh yi ñuy jàng fii ay téere yi nee na de toute façon yow lan la tere mooy diggante nombril bi ba au niveau ci genoux yi. mais leneen lépp yow mën nga en tant que jëkkër mën nga caresser. mën nga def yi ngay def yëpp bànneexu ci waaw. mais tax mu ne falaa taqrabuhunna bu leen leen jege ci sëy di sëy ak ñoom ba te nu setee te bu nu setee nag jaaral fa nga war jaar. donc loolu tamit il faut tam nu koy leeral xale yi tey ci wàllu relation sexuelle yi. waaw Imaam kon di wax ne loolu tubaab bi dañoo saay rek ñuy def mel noonu kon en fait islam ubbi na buntu. position yi tant que yaa ngi respecté quelques interdits yooyu am. te interdits yooyu bëriwul. ba ci même mooy bu setul ak jaar ci gannaaw. daanaka ak sax am même gën na sore sax même si biir rapport bi si boppam parce que tamit nee na bu mu am benn esprit égoïste yow waa ji satisfaire nga sa libido. am nga li ngay am ci bànneex jóg dem sa yoon bàyyi soxna si moom yëgul boppam. moo tax yonent bi salaam nee na bu leen àggee seen soxna bu leen retiré wu fekk ñoom tam yëgunu seen bopp. pour te dire islam sore na ci hein. ah oui sore na ci mbir mi. waaw sore na ci mbir mi te médecine aussi yow tam sa gëstu sore na ci trop. sore na ci effectivement dama ci gëstu lu yaatu. très bien heureusement dama ci gëstu lu yaatu parce que sama domaine la aussi problème. waaw parce que. loolu dañuy genre oustaz yoo xam ni finalement soxna si tamit. niñ koy réglé yaa ngi koy lor. yaa ngi koy lor aussi parce que tamit yow fekk yow sa bopp rek nga yëg égoïste boobu tey ñun en tant que imam nous sommes des régulateurs de société jigéen ñi dañuy ñëw léeg-léeg di ñu dénk di ñu wax seen jafe-jafe sëy comme li nga wax sànq rek léegi nga sëy boo xam dina yëngu mais la ko yëngal sañu ñu ko wax seen papa sañu ñu ko wax seen yaay mais ca imam ba la ñuy dem wax kat cause bi lii la bu ko defee yow en tant que imam sa neutralité sa position sociale na la may nga woo waa ji ngeen waxtaan. effectivement waaw waxtaan ni ko de façon sëy bi daf ci am àq nga am ci àq ni nga yëge sa bopp moom tamit bàyyi ko mu yëg boppam parce que tamit plaisir bi te bu egsee ci imam bi noonu rek c'est que déjà ñoom ñàkk nañu am waxtaan ci wàllu boobu quoi. te ñun loolu dañ ciy régler lu bëri parce que lan noonu seen wax sañu ko wax keneen sañu ko wax seen papa sañu ko wax seen yaay donc loolu tam daf ci am solo comme ni ñu ko waxee imam sëy parce que sëy góor ak jigéen bokkul awra góor ak jigéen ak déroulement sëy góor ak jigéen bokkul góor yàlla xëy na yombalal na ko pour mu gis boppam ci sëy yomb na heure bu mu sëy soxna mën na gaaw mën na yomb te heure bu mu gisee boppam ba génn maniw bi rek mën na jàpp ne que am na plaisir am na bànneex alors que jigéen moom du noonu lay gisee boppam jigéen pour mu sëy ba gis yëg boppam moo gën a yéex dafa laaj temps mu gën a yéex maanaam préliminaire yi day jël temps mu le temps que yaram bi tàng le temps kanamam commencé ritax et cetera ba pénétration mën nekk n'est-ce pas wante yàlla tamit may na ko leneen loo xam ne may ko góor maanaam jigéen ci biir sëy mën na am bànneex plusieurs fois góor gi su xasee ba am bànneex benn yoon ba yëg boppam jeex na après awram mi dafay wàcce dootu mënti sëy alors que ku jigéen kii moom mën na yëg boppam mu yëgaat boppam donc il faut que ci biir néegi sëy boobu noonu ñu mën a def ay préliminaire wala gérer temps bi à tel ba que jëkkër ji instant bi mu yëg boppam fekk ne moom soxnam yëg na boppam ba pare parce que soxna su yëgee boppam ba pare mën na eggali sëy bi ba jëkkër ji yëg boppam alors que su nekkee ku jëkkër ji mu njëkk yëg boppam soxna si du am temps wu yëg boppam te bu boobaa àq la mu ne ay jafe-jafe moo tax te loolu dafa bokk ci devoir conjugaux yi parce que àq yi souvent àq yi xam nga souvent ñun dañu naan àqu jëkkër ak jabar jëkkër yaa war a dundal sang woddu dëkkal mais dëkkoo ba nag mooy rapport ba dafa am solo nag parce que loolu aussi lu am solo la nag parce que mooy kër kon mën nañ ci dolli yaa war a bànneexal aussi waaw day bokk ci biir parce que moo tax gis nga dëkkoo boobu mooy tax sax ba nga xam ne problème mu impuissance sexuelle di invité wu ci sëy xam naa ne suñu dëkk léegi parce que tey bu fekkee ndaw si ci boppam parce que tey bu fekkee par exemple ndaw si dafay tawat jëkkër ji si ni jëkkër ji en fait dafa am impuissance sexuelle wala faiblesse wala benn anomalie éjaculation précoce bu fekkee jëkkër ji daf ko yor boobaa islam la mu tëral mooy boo demee ci risaali ibnu abi zayd al qayrawaan nee na bu fekkee nee nag si biir couple ndaw si dem ba gis ni waa ji dafa tële islam nee na ko may ko at wa yu axaru al mu'taradu sana fa in wutira xayrun wa illa furiqa baynahuma insha allah
nee na may ko at mu faju parce que yéen a ngi nekk ci biir sëy parce que sëy lu sacré la aussi. du ay futilité mooy tax rek nu tas ko. ndaw si ñëw na jàmbat sama jëkkër dafa impuissant noonu tas si non na ko may diiru at mu faju bu fajoo bu wéree sëy bi continuer bu wérulee nu laaj ndaw si ndax mën nga supporter situation bi bu ko mënee supporter nu bàyyi ko bu ko mënul supporter am na droit boobaa nu dissoudre mariage noonu la ko islam gisee incha allah. temps bi moo ñu def xam naa du ñàkk ñu am beneen émission gën a am yeneen point yu complémentaire fi may jeexale rek Imam Makhtar Ndiaye ak yow foofu laa jeexale rek gisante awra jëkkër ak jabar gars yi futteeku nu yéen ñaar ci néeg bi noonu wala sangoo malaan waaw loolu sànq xam naa règle yi temps leen tënk rek mais gis nga islam bu leen xasee ba mayee yéen ñaar daganante ngeen mën nga summeeku sa kanamu soxna mu xool la et vice versa mais li islam di ñaawlu mooy nit ki pointe sa regard ci sexu sa ndaw si wala ndaw si pointe regard ci sexu parce que gis nga awra dafa nekk lu sacré ci nit islam daf nuy ñaax ci lu bëri. c'est gênant quand même seen awra da ngeen koy préserver da ngeen koy sàmm ba keneen ku dul seen soxna bu mu ko gis wala keneen ku dul seen jëkkër bu mu ko gis donc dafa nekk lu sacré ba même au sein du couple sax ci biir couple bi donc permettrewul lu nu cible nag agul ci xaraam mais dañ ko sib que waa ji di pointer regard ci ndaw si wala ndaw si di pointer regard am ci waa ji parce que neen loolu mën na indi mën na indi mbañeel wala maa yi loolu kay nu mën na dem ba day indi. mën nga dem ba seex bañeel si diggante bi. waaw moo tax tamit gis nga ci règle yi islam day rafetlu toujours ci wàllu relation sexuelle même yéen a ngi seen néeg en intimité. nee na d'abord ku dul yéen ñaar bu mu fa nekk même bu dee bébé bu mu fa teg sax. kooku fi ngeen di amee rapport bu fa kenn tëdd. même kuy nelaw sax. xale la mi ngi nelaw waaw kooku nañ ko yëkkati sax. au mal que yóbbu ko feneen teg ba ngeen seq la ngeen seq ba noppi nu delloo si ko xam naa ça sera difficile nag vu suñu condition de vie au Sénégal en même temps aussi ñii am rapport ñoom ñaar nañu jël benn drap sax bu woyof sang ko seen kaw pour moytu gisinu seytaan parce que lu tax nuy ñaan naan allahumma janibna sheytaan wa janibi sheytaan maa razaqna parce que nee na sheytaan day faral di fekkee jataay yu nu mel ba tax na nee na ngeen di sàmm seen awra wut sax donte drap bu woyof la sax teg ko seen kaw pour mën a préserver regardu Satan donc règle yu bëree ngi ci yoo xam ne incha allah docteur. xam naa ni yooyu dinañ am yeneen émission parce que am na yeneen tomb par exemple est-ce que guddi rek la ñu war a def loolu wala bëccëg wala. yooyu beneen émission ñu gën ko lijjanti. d'accord bu ngeen soxlaatee rek te mu jaar ci yoon rek d'accord disponibilité tabaraka mais vraiment di sant suñu borom subhanahu wa taala bi ñu defal tawfiq ba ñu proposer leen bii càmbar ci diine santé sexuelle un imam et un gynéco en parle je pense que vraiment un imam en a beaucoup parlé et un gynéco en a beaucoup parlé wax dëgg yàlla ñu ngi jéggalu rëcc yi nga xam ne bu amee tamit bëgg leeral affaire rek moo tax ñu voilà jàngale rek ci cadre boobu maa ngi remercier bu baax vraiment docteur Abdoulaye Diop il est très jeune mais vraiment indi na waxtaan bi ci anam xam na société am xam tamit li ci science indi ak tamit diine mu xam entre diine ak éthique médicale ak éthique diine différence bi c'est important ak tamit yow Imam Makhtar Ndiaye vraiment xam naa ni li nga noté yëpp nii peut-être genn wàll gi sax génnewoo ko du ñàkk ñu am yeneen jataay mais foog naa daal ku suivre émission bi wax dëgg yàlla surtout nag les parents les aînés war nañ gën a xam lu war a gën a nekk seen taxawaay ci mbiru santé la reproduction santé sexuelle ak gën a dimbali xale yi tamit surtout ñu traverser phase bu ci nekk ak dal yàlla nañu yàlla defal tawfiq kon ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen càmbar buy ñëw jeudi prochain incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur ITV.